leen baal àq. jataay yu mel nii wax dëgg yàlla man tey laa ko mos a fekk mais nag gi daan am daaw mu ump parce que rajo yaa ngi fi réseau baa ngi fi télévision baa ngi fi maa ngi suivre avec beaucoup d'attention. fii nag laa juddoo fi laa màggee fi laa yaroo li fiy xew yëpp même bu ma noppee xam naa ko waaye man ni ñuy doxale daal dama ko xaw a xeeb parce que tey jour pour jour fii ak weer la ñuy taxawal gàmmu weer pile fii ak léegi tey la ñuy def CLD des na CDD des na CRD des na la réunion nationale soo ko defee bu yooyu pare daanaka lu cee des fukki fan une semaine moom moo cee des ñu digg te li ñu dig yëpp duñ ci def dara. c'est le lieu ma remercier kii le ministre de l'intérieur daaw maa koy suivre bi ñu kii kenn ku ci nekk daf la laaj waxal loo xam ne ni nga ko mën a def de nga jël sa engagement wax ñun ñëpp ñu jël note li ma ci jëkk a joxe comme preuve daaw joxe woon nañ fi dige woon nañ fi te et puis c'était une promesse ferme ñu ne dañu defar 10 kilomètres de bitume 5 kilomètres de bitume ak 10 kilomètres de piste waaye man wax dëgg yàlla gisoo nañ ko commencé courant bi aussi waxoon nañ ci dëkk yooyu ngeen limoon nañ ko daaw mais li ma ci gis mooy diggante xay ak pël geneen gu ndaw boobu rek laa ci gis wax nag noonu di bàyyi vraiment man je crois que c'est pas bon na am comité de suivi boo xam ne bii bu ñu paree noo wax nii kii autorité la remonté na ñëpp tout le monde est informé kenn ku ci nekk parce que dañ la naan matériellement xaju fi lii kii wax sànq wax na dëgg daanaka xaju fi fii gàmmu xaju fi mais nag bu paree mais nañ ko topp ba xam fu mu sooxe gis naa daaw aussi ñu ni demandé nañu fi ay ay tuyaux ñu andi 6 kilomètres de tuyaux yooyu tuyau kese amul leneen li ñu mujj def ko mooy koñ bu soxla rek nga wut say gaskat ñu gasal la nga teg xam nga loolu fu muy aboutir ëllëg dafay indi parce que ab dëkk dafa war am un plan directeur nga xam ne boo ñëwee di nga xam ne lii fii la tàmbalee fii la jëm bu yàqoo fii ngay waaye une sorte de réticule moom lay doon nga xam ne bii bis bu paan amee doo xam fan ngay jëm ma bëggoon nag ñu gën a pensé waat Thiénaba gën koo xalaataat tottal ko plan directeur ak ay espace yoo xam ni vraiment ci la bokk parce que dëkk rek du noonu inondation yoo am Dakar ak Kër Massar ak yooyu dara suuf soosaak si ñooyam donc bu njëkkoon benn dong la woon suuf su wàccee soor day dugg ci suuf amul fu mu dugg mu ruisselé dem bu amul fu mu kii mu taxaw loolu mooy inondation fii tam Thiénaba gis nga ko le peu de route yi fi am saa yu tawee taw bu am solo boo xëyee fële ngay jaar ji wala fële ngay jaar ji wala doo mën a jaar te lii raam ci ñag bu la jëm am na nag benn considération boo xam ne bii kooku moom technique la wala scientifique service d'hygiène yéen laay waxal il y a 3 ou 4 ans mos naa ñëw jóge Dakar ñëw tasanteeg ngeen di traité saupoudrage yooyu ngeen di def traitement bi baax na parce que gis naa produit bi superméthrine ngeen utiliser baax na parce que superméthrine matière active mooy deltaméthrine alors daaw bi ma fa fekkee dama ñëw fekk ngeen poudre lii bàyyi lii te superméthrine particularité mooy molécule bi dafa gaaw a dégradé wu dans la nature moo tax ñu di ko traité ci biir kër yi nga xam ne bi dans 2 jours dootul am benn effet mais nag dafay am li ñuy tuddee effet knockdown bu kii rek day def li muy def daal cee génn boo traité fii nag traité woo fële mais day amaat recolonisation du am benn solo ma bëggoon daal wax dëgg yàlla dans la mesure du possible parce que traitement intradomiciliaire jafewul ngeen traité à tous les domiciles man année boobu sincèrement man amoon naa ay gan yoo xam ne dañ may gàmmu sul chaque année ay shérif ñun ma seen dëkk bi amul kii man ko traitement bi moo baax génne xotti bi won ko li ma kii superméthrine la deltaméthrine la molécule se dégrade rapidement dans la nature boo tëjee tuuti rek mën nga ubbiwaat mu fi yax kooku daal bëggu naa ngeen dimbaliñ ci waaye nag ñëw man xay laa dëkk xëy na ñi ko xam nañ ko ñi ko xamul nag boo yow monsieur sous-préfet boo doon dem xay tey dugg Thiénaba bu ñu niwul fii ngay xay doo ko xam parce que da ngay dem ba jeexal fekk kii nag bon donc Thiénaba mooy xay yéen ñi fi nekk ñëpp yéen ñëpp ami gan waaye ku ci xaw a néew ne tuuti maa lay ëppale ay gan
ce qui fait que traitement boobu daal santé parce que prophylaxie bi dafa baax dafa am solo kooku daal bëgg naa ñu dimbaliñ ci waaw ñi ci des nag moom gars yi wax nañu peut-être pour demander tuuti ñun ñi nekk Thiénaba ñun dañ ci am responsabilité waaw après waaw li tax 5 ans da ngaa mas léegi xam nga préfet waaw 5 ans ci gannaaw xam nga lu ma bëgg a def waaw mais waaw incha allah waaw ma ñëw 5 ans de cela dañu demandé woon plan directeur bu Thiénaba man nag damay interpeller nous ñi ñu tuddee intellectuel ci gox bi parce que suivi dafa am 5 ans ci ginnaaw toog naa ministre de l'Intérieur ne ko problème mu Thiénaba gàmmu du ko rek plan directeur moo koy réglé dégg nga mais ñun tamit bu ñu yam ci toog wax rek CRD jot ñu toog wax génn salle bi dem ku ci nekk mën nga dara fa nga nekk doomu Thiénaba nga ku nekk fa nga nekk mën nga fa dara nañu liggéeyal Thiénaba liggéeyal gox bi liggéeyal sëriñ Thiénaba. waaye loolu lépp li ñu wane mooy importance bi courant am ci dundu doomu aadama ak importance bi courant am ci tàmb ak itam feebar bi ñu ci am tam moo tax ñu xaw ci yàgg waaye waroon nañu tënk rek ndax sous-préfet daa départ rek wax meilleure solution bi mooy il faut Thiénaba am poste bu bees ndax courant Thiénaba dañoo am baisse de tension yàggul dara rek xalifa bi woon na ma ñëw mu ni ma lu xew ci courant bi ndax man su ma toogee 5 minutes mu coupé su ma toogee 5 minutes sans wante fay kon jàngoro ji àgg na ci xalifa ba mooy dañoo war am poste bu bees bi ko ñaareel tam mooy Dieng ñun dañoo am entretien boo xam ne bu xaaree gàmm du baax fii lu courant yu bëree bëri ci miir yi ak ci garab yi lañ leen takk te loolu insécurité la mu am na courant poto ba daanu na bu yàgg waaw loolu dañ koo bëri la muy entretien boo xëy dañ ko war a commencé suba Dieng bi ci topp tam mooy hélas entrepreneur bii ngeen wax ne dafay liggéey ñaari at fay xamuñu ko man seen village xaw ma ko fii laa ko dégg loolu tam baaxul ci comité d'organisation bi ndax jombul su ma ko yëgoon mën naa ci yóoxu quartier ba muy liggéey itam chef de quartier ba bu ngeen demee di fa liggéey duñ ko présenté entrepreneur bi duñ ko wax ni kii mooy chef de quartier bi lañ koy romb yi dama ko ñëw rek loolu tam li sooxeel liggéey bi ci la bokk chef de quartier yëpp a ngi nii entrepreneur bu dem seen quartier di liggéey duñ ko ko présenté duñ ko ko xam waa seen rek dañuy waat gars yi comité d'organisation bi da ngeen romb dem rek il faut quartier bu ngeen dem ngeen jox gëdd chef de quartier ba ñun tam nu xam ko xam ni entrepreneur bi liggéeyal nañu combien de temps lamp yi tàkkul man loolu nga wax fii laa ko dégg de mosuma koo dégg waaw kon nekkuñu woon au courant kii itam nekkuñu au courant loolu tam du baaxul ci liggéey bi waaw il faut ñu yëgandoo daal ci liggéey bi comme li maire wax léegi rek waaw léegi nag li taxaw nii mooy poste bu bees ak fii courant yi ne ci miir yi ak garab yi loolu moom dafa war a taxaw ak poto yi damm loolu moom cas instant la boo xëy mënul xaar gàmm bokk ak excitation ay réparation gërëm li ñu tax a jóg ñun ñëpp mooy gàmmu ñu wax tuuti ci problème électricité ndax électricité bi Senelec am na lu mu ci war a def premièrement poto yu damm yi chef de quartier yi war nañu mën a am ñoo xam ne war nañu mën a xool poto yu damm yi ñu teel koo déclaré ñu wax ko teel koo wax Senelec. poste courant bi ñuy wax Senelec mën na koo def parce que am na ay postes yoo xam ne ay postes préfabriqués la yoo xam ne dañu koo liggéey ba pare da ngay ñëw rek teg ko def say raccordement mu dem loolu moom moo fi am léegi. bon beneen bi ci des muy entrepreneur yi nga xamante ne dañuy yore liggéey bi dañ ko eggale ñu mën a liggéey bi ñu ngi ci biir Thiénaba doon ay entrepreneur comme ñoom war a mën a liggéey bi te bu ñu leen ko joxoon ñu liggéey ko malheur bi kay mooy Senelec da lay liggéeyloo contrat am 90 jours la dana toog 2 ans du la fay am nañ ci ay bons yoo xam ni ñii toog nañ fi 2 ans keroog bi ma demee Dakar man maa ko wax ni leen toog nañ 2 ans fayu ñu leen seeni bon nit ki nag mënoo koo liggéeyloo joxoo ko avance fayoo ko liggéey ba di egg mënta nekk léegi wala nga xam ne maire bi nga xamante ni mi ngi ci dëkk bi su fekkee mën na ci def benn jéego su ko ci manee mu jël engagement bi dox diggante gaañi ak Senelec su ko defee lu mu mën a jàppale entrepreneur yooyu mu jàppale leen mais entrepreneur yu mën a liggéey bi ñu ngi fi ci dëkk bi
beneen bi ci des am na ay départ 70 yoo xam ne waxoon naa leen ko déclaré woon naa leen ko poste yi dafa bari ay départ yoo xam ne ay 35 la te 35 boo ko déparé bu soree day am day faible wut ay départ 70 déparé ko ci poste courant yi génne ko mu dem mu dawal ko li mu war a daw nga soog faa jëlee 35 mu dem mooy tax baisse de tension yi lu ci bëri wàññeeku suñu amee beneen poste courant am ay départ 70 après wut ay entrepreneurs yoo xam ne comme mënti doon moo xam buñ leen ñu liggéey bi ñu suivre leen wala suñ ko joxul entrepreneur yi ci dëkk bi itam kuy liggéey ñu suivre la ñi nga xamante ne ñoo yor comité d'organisation comité électricité bi suivre ñooñu fu ñu war a samp poto fu ñu bàyyi poto ñu leen fii bàyyi ngeen fi poto ndax ñun ñëpp gàmmu gi suñu sañoon gàmmu gi baax guddi Seydina Mohamed la ñëpp ci bëgg a barkeelu ñëpp bëgg mu baax kon nag am na loo xam ni Senelec mën na koo dox mais am na loo xam ne itam ñun ci suñu bopp dañ ciy teg suñu tànk xar ci suñu tànk tubéy pour loolu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah. muy Momadou Tall li ma koy jox par weer moom xam na ko toute la commune amul ci benn dëkk boo xam ni di ngeen toog ñaari weer yoo xam jënd ma lu war a ay 700 wala 800 ay ci ay lam bu dem yóbbu ko defal waaye bu ma amul xaalis nag moom dina ma lebal. waaye moom xam na ni man depuis 2014 ba léegi yorulu ma kenn dërëm entrepreneur yi jógee ci état nag wax dëgg yàlla moom état moo leen di fay mais Dieng maa ngi lay ñaan parce que compteur bi nu monté woon ci kër xalifa bi président di ñëw compteur boobu dañ koo wekki ba courant bi nga xam ne moom la kër gi war a am amu ko parce que defe naa compteur bi koofar bi ñu fi andi moo ko gën a seer te bi ma wootee présidence dan ma ne ginnaaw àddu nga ci kàddu sëriñ bi nga àddu xalaatunu di ko fi jële di ko yóbbu ba tey ma nga fa mais mënta fonctionner parce que amul courant bu ko taal léegi moo tax am na ku dugal léegi ni li xew cana ba mënta xaar gàmmu mu ngi noonu sëriñ Alassane ñaan Seck kon ñi ngi lay ñaan yow ci loo man nga dimbali nu compteur booba ñu delloowaat ko fa bu fekkee dafa am lu mu laaj mais nga wax ma ko man ma fay ko waaye nag muy xaaraat gàmmu moom wax dëgg yàlla day xaw a doy waar loolu rek laa ci doon dugal. ci wàllu administration bi maa ngi nuyu bu baax di ziare maire di nuyu sunu mag yi fi nekk yëpp chef de village Serigne Niana ak ñëpp ñuy sant Seck maa ngi leen nuyu bu baax ak ñi nga xam ne dañ fiy ñëw di ay autorités yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax. waaw man li may wax ci wàllu Senelec bi laa koy wax ndax tamit foofu tamit dafa bari ay problème yi bari na njàmbat yeet bari na ci xalifa bi nit ñi di ñëw di jàmbat fi mu ne depuis yàlla def na ba xalifa bi toogee ba léegi li ma wóor mooy dëkk yi nekk fii yëpp jàpp Mbaaba ba Kër Matar Fall ñoom ñëpp kenn ku nekk def nga délégation ñëw ci xalifa bi lii sa itte nag mooy sëñ bi de moom wàllu courant wàllu yoon te yooyu yëpp dama koy fekkee beneen bi ci des ba ci délégation bi mujjee ñëw li commencé ngomeen jàpp kër Birane séeréer soosu nga xam ni sëriñ bi moom ak ñoom ñoo dëkk ñoo dalaloon sëriñ bi bërki démb ay 3 jours def nañu délégation ñëw wax ak sëriñ bi ni ko daal ñun daal wóor nañu ni doo seddu bàyyi ñu ndax ñun ak yow fa newoon kon ñoom wàllu courant ak yoon wax nañu sëriñ baat wax na leen seen kàddu nee leen bu doonee benn bu ma ko amee dinañ ko bokk kon loola li ñu war a def mooy jàppale sëriñ bi ci waxam jooja mu sax waaw loolu nag beneen bi ci desit mooy alaaj yi man yi ma dégg ñu wax ko yépp dafa tuuti ndax am na loo nga xam ne bu la ko nit waxee surtout kilifa ki nga xam ne décision yëpp ci moom lay jógee kon yow seetal sa mbir nga yaatal ko ñëpp gis ci seen bopp président dafa ñëw fii jaale si daan ni sëriñ bi mu ne ko yàlla def na ni mu ne mun ko dina sa xilaafa gi dinaa la ci jàppale ba nga yëg ni jàppale naa la ci muy génnaat muy génnaat président wax loola kon comme ne na joxe na accord ni sëriñ bi dinaa la ci jàppale kon ñun buñ tënk suñu mbir ci gàttal ko nañ ko tënk ci yaatal ko yëpp gis ci seen bopp président moo wax loolu beneen bi muy génn ba ci mbeñ gàcce bi mu woo gouverneur woo Talla Diagne jàpp ci sama loxo ni gouverneur mu ne ko sëñ bi li mu bëgg jàppale leen ko ci ma defal ko ni mu ko bëggee kon loola tamit ay wax la kon waruñoo tënkati suñuy mbir ci loolu
beneen benn mu ñoo ngi taxaw mu ni sëriñ bi ak Talla Diagne mu ni ko dinaa la jàppale ci gàmmu gi ba nga yëg ni jàppale naa la kon loola bu ñu tënk suñuy mbir ci gàttal ko nañ ko yaatal ku ci war a am ko ñun luy suñu bëgg-bëgg nañ ko wax la fa muy jóge nag buñ ko limité foofu man jàpp naa ne dina fa jóge kon mbir mi nañ ko yaatal ku ci war a bokk nañ foofu li may wax it mooy ñun ñëpp laay wax képp koo nga xam ne nii boroom xam-xam baa ngay boroom xalaat bul toog ni mbir mi woowu ñu ma mbir mi ba ñu joxee feu vert yàgg na ñëpp la ñu woo ñëpp lañ ko bokkal ñëpp lañ ko àndal ku toog yaa téye sa bopp waaye beddiwuñ kenn siisuñu kenn woowuñu kee bàyyi kee ñëpp la ñu woo ndax mbir boo ko yen bu ca nekkee faw tàgge boo gis jàppal diw dina ca am waaye mën ngaa bañ a am xam-xam boobu mën ngaa bañ a am compétence boobu mën ngaa bañ a am loola waaye nag sa yéene rafet la moo ca nekk kon yow mi am xam-xam bi yow mi am lijjanti yow mi am yooyu yaay ñëw associé waajooju pour loola mën a dox kon loolu maa ngi def appel boobu ñëpp bu kenn ni bokkuma ci ku ni bokkuwul ma ci rek lu yàqu yow ndax ki nga xam ni mu yàlla teg na ko ci loxoom wóor na ko ni moom liñ mën a seede ci moom mooy ñëpp bokk ko ñëpp yaatal ba mbir mi dox moom loolay bëgg-bëggam kon ñun nañu gën a góorgóorlu Sénégal it na ngeen gën a góorgóorlu ndax sëriñ bi ñooñu ñëpp bu ñu ñëwee ci moom kenn ku ne indi say xalaat ak say yéene ak i ñaan bëgg la sëriñ ba am nga am ci kon ñu ne nañ ko ci jàppale bu baax beneen bi ci def mooy entrepreneur yi bi yoroon loolu ñun yooyu fekki wuñ ko woon wala xamuñu ci woon dara te loola am na kon ñun liggéey yooyu amul nañ ko cité ñu bind ko buñ demee ñu wax ko ministre bi ni ko lii àggul woon lii àggul woon lii àggul woon te loola nag dañoo bëgg mu jeex Thiénaba bu boobaa solution dina am waaw maa ngi jéggulu ñëpp di baalu àq ñëw asalaamaaleykum wa rahmatulah. li ma tax a jóg wax mooy kàddu sëñ Ibrahima gi daaneel mu daaneel léegi ndax sëñ bi ba mu toogee daf maa woo ma bokk ci ñam woo ma wujji ko am lu ma ko nangul dégg ñuy wax fii itam loo xam ne bu ma nee cell buñ demee ba yàqute am te ma xamoon ci dara ah la ma ko waxoon bokkul ak la ma def moo di affaire forage bi kenn tudd ko lu tey ñu tudd ko ñi ko yoroon daaw a ngi fi ñi fi doon liggéey a ngi fi liñ doon liggéey xam nañ ko nañ ci wax ndax ndox bu bis baa bu amul problème day am te man wax dëgg yàlla tax may wax duma seetaan loolu muy ñëw ma di ko seetaan te gis naa ni daaw yoroon nañ ko docteur mii taxaw sànq rek laa dégg mu wax ni manqué na ndox te la ko tax a manqué ndox erreur ba mooy wootewul ci ñu yor ndox ma ñu yóbbul ko camion ñi ci des yëpp dëkk yi nu wër yëpp ñëpp félicité nañ ñu ci gàmm gi ni ndox mi musta ni mu doyee daaw musu ne doyee loolu ab commission koy def man mii daaw maa ko jiite maag sëñ ma dàgga ndem si yàlla si yal na ko yàlla yërëm noo ko doon doxal comme nekku fi nag man duma fi nekk xam loolu téye sama gémmiñ bañ àgg ca gàmm gi am rëq-rëq ñu naa mën a xamoon naa ko loolu du sama jikko mais Ngor Sarr dafa am liggéeyam technicien la woo ngeen ko bi mu ñëwee la muy wax bokkul ak comité bi fi nekk li ñu war a wax te dégguma kenn ku ci wax comité bi li mu war a wax mooy moo war a joxe njàmbatu forage bi Ngor Sarr technicien la mu seet yi manqué lañ ca wax mu bind ko ñu yóbbu ko ca kaw bu mënee am baax na man hélas laajoon nga ma ci mais la nga waxoon ci saalu sëñ bi waxoo ko fii moo tax bu yàgg ba tey ma di la déglu parce que danga ma noon affaire gàmmu gi kenn ba yaa ko yor man la dafa am lu mu doxe ni muy doxe mooy forage bi mi ngi ci loxol sous-préfet ab commission ko yor man commission boobu yàlla def na nekkatuma ci da ngay dem wax ak ñoom ba ñu ma ànd ak ñoom liggéey ndax gàmmu gi de waaye nag dafa am ñu ko yor ñi ko yor il faut ma déggoog ñoom pour liggéey ndax defe naa nit ki lu muy def ay 35 ans 40 ans xam na ko affaire forage moom lu ci bari yàlla dimbali na ma xam ne tiwo yi ngeen doon wax léegi tiwo daaw yi defe naa junniy tiwo lañ doon di woon dëkk yi nu wër yëpp booy boo ngeen laaj fu ci ñàkkoon ndox am na ndox installé nañ ko fa ndax ba mu ñëwee Baye Cheikh daf maa jël si sama kër njàmme gi moo ma jël si ñu teg tiwo yi sama loxo fu ñu war a def tiwo def nañ ko fi
gàmmu daaw gi luñ ci man jàpp nañ ko ci loolu rek nag laa ci wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. di nuyu Baye Abdou lu bari di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla mu dolli guddal fanam dolli wéram barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko fi jiitu woon ñëpp li nga xam ne réalisé nañ ko ci dëkk bi yëpp muy dëkku maamam bi Seydil Mujahid maam Ahmadou Ndak Seck radiyallahu taala anhu yàlla may ko loo xamante ni ñëpp dañ naan eskay faaw xanam mboolem ku fi musa jaar ci lu Thiénaba musa aajowoo te yàlla na ko wér gunge ak xel mu dal ak wërsëg te njaboot gépp fekke ko di nuyu itam sous-préfet lu bari sunu wëllëre sunu xarit xam na ko ma xam ko looloo tax mu sañ a yëkkati kàddu yooyu jëme ko ci man pour ma ree mbooloo mi reetaan loolu dama ko ci ubbi nit ñi ñoom itam di nuyu itam Serigne Alsaan ñaan Seck bu baax ak Serigne Talla Xaar Kajoor macha allah ak sëñ Maxtaar mi jóge Mbuur boo gisee ma séppi leen suñuy doomi bàyyi lañ jóge fu sori ñëw fii itam ma labalaale ñëpp ci biir rek sëñ Maam Aale Seck xam naa su ma toppee lim bi day xatte jotaay bi xaw naa yàgg imaam sëñ góoraan ci biir Pape Mor Gueye maa ngi jéggulu ñëpp di nuyu nag mboolem ku ne ci salle bi ak chef de service yi fi teew yëpp di nuyu monsieur le maire Talla Diagne di nuyu arsen ak ñëpp bëggoon a jéggale rek ngir jotaay bu yàgg bi ak diir bi ñu def ci Sénélec waaye am gum am solo ci gàmm gi ndax kenn mënut a gàmm ci lëndëm looloo tax ñu yàgg ci di gërëm itam ñi ngi dénk loolu ci gàmm gi muy Ousmane Tall ak Mbaye Diène ak Mamadou Tall ak ñu ngi ko bokkal ak monsieur Dieng mi ak ñi ñu ko bokkal ñëpp ci seen i taxawaay démb ak tey mënuma leeral yëpp li ma bëgg a yëkkati waaye gën a dalal xeli nit ñi rek ak wone ak leeral ci ni ñi yàlla dogal ñu toog ci salle bi ak ñi fi yëkkati kàddu ñëpp àddu ci Sénélec yàlla dogal na ni at yi ñu weesu yëpp ñun ak ñoom ñoo daan bokk taabal ji ku ne di ci yëkkati sa xalaat di ko wax kon lu xamante ni nii lu bees la luñ fi wax tey luñ fi daawul wax di ko soññee wala di ko bëgg jàpp naa ni amut kon boo gisee mat bëggoon a leeral bi ñuy dal ci Sénélec maanaam ñi nga xam ne ñooy liggéey di fi bàyyi di dal ci seen kaw bay wane ni dañ leen a fay te amuñu firnde bu wóor ni dañ leen a fay te man ma am firnde ni ñi ñu jigee nga xam ne ñoom dañ leen a liggéeyloo comme li Mbaye Diène doon wax dañoo dëkk ci dëkk bi man li ñooña man ñu fexe ba jëloon liggéey teg ci seen loxo toog naa fi man mi nga xam ne man lañ doon soññooloo ci côté sëriñ bi may wax ak kilifa yi moo xam ministre bi moo xam directeur Sénélec moo xam chef de service bu kees ku ci ne ku ma toogul ak moom ba ministère dem naa fa pour dimbali nit lum liggéey ñaari at ñetti ci Thiénaba te fayuñu ko kon kooku dañ ko war a jaajëfal leeral tam nit ñi ni du ñàkk fayda ak ñi fi nekk ci waa Thiénaba wala ak doye di moo tax loolu di fi des xëy na état mënul lépp te bu gàmmu jotee Sénégal yëpp ay gàmm ku ne mu jéem dara ci yow am na loo xam ne nag du koy tënk jox ko nit ki entrepreneur ku mel ni Pape Mor Gueye xam na ni entrepreneur yi di demee état du jël daal di xaalis ci saa sa jox la mais bu dee Thiénaba ne soxla nañ ci gàmm lu tolloog ñaar téeméeri poto ak fiil yaag lamp yaag yi ci kii yëpp mën nañ koo jox entreprise boo xam ne wala ca ndox ma yow bëgg koo gañe tax na nga nangu pour dem engagé wu pour dem liggéey ko def sa kem kàttan ca loola nag ba fa sa doole yam gàmmu gi wees nga di leen topp pour jot benn avance pour mën a àggale say liggéey doo ko jot ba muy ñaari at ñett ba démb waa ONAS ñi yore camion vidange yi am na ci ñoo xam ne nee nañ ma seen xaalisu daaw ba nga ni jotaguñ ci kooku kon boo toogee fii nii daaw vidange bi àggul woon sama kër vidé wuñ ko woon kon ñun waa Thiénaba dañoo ñàkk fayda ci cadre li ñu jox ba ñu moomal ko sunu bopp jotu ji ci kon da ngay jam sa bopp wala nga jam ki nga xam ne moom lañ liggéey la woon te fekk na booba ñu ñàkk fayda nekkuñu fi ñu ñàkk xam li xew nekkuñu fi mais am na loolu kenn du ci dër di ci xeex kenn du ci dër di ci xuloo wax rek nga ci man ak laamisoo ndax ñun ñëpp ñoo bokk réew mi ci kaw nag du tee toujours réunion li tax mu am solo mooy faaw ñuy fàttalante di soññante di laamisoo pour li ñu bëgg itam ñu am ko li ci desit mooy réalisation yi ñu def ci biir Thiénaba bu ñu ko xeeb ak li ci aju donte dañoo bëgg mu dolli ko comme li sëñ Dame Khoule wax ni yàgg nañoo retard ci mbirum Thiénaba ci lu ñu war a boole ci yeneen dëkk yi foofu li ma ciy dikkee rek mooy boo seetee ci diggante fukki at ak léegi
lu war a mat fukki dëkk yoo xam ne réalisé nañ ko ci courant te bokkul ak Thiénaba premièrement Thiénaba moom koo xamante ni yëg naa mu ni amuma courant tabax naa sama kër amuma courant lu tax mooy extension bi agsi wu fi man de xawuma ko ndax li ñuy indil toujours ci gàmm yi ñu weesu li ñuy indil ci gàmm bu fekkente ni nit ki déclaré na ci chef de quartier yëpp ñu dem natt ko ba mu mat kenn koo xam ne sa kër poto yi daa matul ba agsi sa kër amul ba day des ba daaw maa yóbbul bàcc saw xëy pour mu am courant te booba des gu mu des moo tax ñu yóbbul ko fa bu dee kër Mamour bu dee Touba Gueye bu dee kër Ma Gueye bu dee kër Ibra Ñaan bu dee kër Maysa bu dee Pëlga bu dee kër Bàcc Saw bu dee Cawaare bu dee Thiénaba Goussas mën nga cee lim fukk yoo xam ni électricité nañ ko ci programme gàmmu lañ fexe ba dugal ko ci ba mu jàll kon loolu itam Thiénaba retaaru ci dañuy ñaan nag mu gën di yokk li ci desit mooy programme président de la république liñ ci jox maire ci biir commune bi su dee 38 villages defe naa li ci maire dese bëriwul kon dañuy sant ak gërëm ci loolu waaye gën a soññee waaye boo leeralul te am ñooñ di yëkkati kàddu di wax te fekk yow am loo ci xam boo yëkkatiwul loraange lay doon ñun loolu rek lañ ci yëkkatee suñu kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan nag gàmmu gi yàlla yóbbu ko ci étape boo xam ne mosu caa toll ci yokkute ak ndam ak barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Tada Seck bu Mbuur particulier Baye Ousmane Seck waaw doomam laa àndal muy sëñ Makhtar Seck bi donc kaddu kër gi laay waxe premier point bi may njëkk a wax moo di problème mu électricité wax nañ Sénélec waxaat Sénélec waaye man feneen laa jóge bëgg a indi li xew feneen ku ñëw tey Mbuur da nga yéemu ku dugg péage bi da nga yéemu te lan moo ko indi mooy technologie bu bees bi xew mooy ay poto lampe yoo xam ne dañ ko régler ba pare da ngay gas léegi suul ko léegi 19h mu takkal boppam 7h ci suba mu fayal boppam. solaire loolu mooy seen solution Sénélec am na fu mu mën a yem waaye am na foo xam ne mënu ko te monsieur le maire bii lii may wax nii moo ko nar a arrangé parce que éclairage public ci ndoddam la yenu loola su amee éclairage public Thiénaba kenn dootul fayati dërëm ci kër yëpp dana leer nañ penc bi dana leer nañ loola lu mën a nekk la su ngeen ko laajee danañ leen ko indil tout de suite poto yi day ñëw léegi ñu gas ko suul ko léegi monter ko visser ko tout de suite 19h poto bi takkal boppam amul fil amul dara solaire la loolu c'est possible donc je crois que loolu war nañ cee jéem a seet ñaareeli point bi nga xam ne dama koy tudd moo di tudd nañ ay problème de santé hygiène ak yooyu mais man bëggoon monsieur le préfet affaire yi ONAS ñu jëm ko ci dugal Thiénaba xam nañ ne gàmmu la te am na ñoo xam ne tey seen fosse septique xaw naa fees te danañ jël ay téeméer wala ñaari téeméeri nit yokkat ko ca kër ga donc fosse yooya mën na fees donc mën na ñëw bindu ONAS ñu envoyé ñu. Ok d'accord. Pour bañ a couper lampadaire yi. Pas de problème. plan d'action bi lampadaire solaire. inscrit nañu ko daaw ñu ngi doon ba taal si bu ñu fi ñëwee ba tuddee ko ñu dem ba Touba fàttali naa ko moom quota bi ñu woon Thiénaba pour indi pour lamp yi ñu ngi ci de. D'accord monsieur l'organisateur. problème mu forage ak problème mu ndox mi état koy réglé ko maak sous-préfet am na lu mu ci xam parce que forage bi mu amee problème mu presque ay 80 millions def naa état ko fay kon defe naa forage su Thiénaba ak ndoxum Thiénaba il faut état jàpp ci parce que président moo ne naa jàppale Serigne Thiénaba am waaye dafa ay éléments ñi ngi wax yóbboo ma leen ci sëñ ba parce que dafa am lu ma sàkkoog ñoom man xam ngeen ni kenn du ma jaar sàkk dafa am ñu mu fi yebal loo xam ne ñëwoon nañ fi am lu tag la tag arrangé wul population bi may leen réglé leen ko ba pare na suñu la yóbbu sëriñ noonu la affaire bi demee mais état dina réglé problème ndoxum Thiénaba ak forage bu Thiénaba parce que ba mu jaaxlee état la mu waxal par exemple Macky Sall yëkkati xaalis bu pare fay ko kon loolu itam ñi ngi sant ñi fi nekkat ba dox loolu ba pare naa def ko parce que du kenn ku dul xalifa général Baye Cheikh Tidiane Seck moo àddu woon président jàppale ko fay ndox ma état nag continué la waaye yaakaar naa ne xalifa général continué la parce que ki toog dafa remplacé magam
mag ja lam doon def te mu baax kii dafa bëgg di ki yokk ko mu gën a baax moo tax ata yable na fi maag sous-préfet ñi ngi ciy wax parce que mbir mi noonu ci bañ la aju nag parce que nag dafa am loo xam boo fekkee da ngaa nekk ci kanam population bi dox seen diggante ak état am lu doon def loo xam am na rëq-rëq ko bu metti loola da nga ko saafara soo ko jéggiwaat beneen baax loolu la bu dee ci wàllu lampadaires yi état accordé na ma ci 300 lampadaires dafa fekk ne nag léeg-léeg li wax ni bët bu rusul toj am na loo xam buñ la ko defalee te nga den ak say nawle vraiment de ci bousculer kooka du ko sottal dëgg la taalasi la commune la yor mais dafa am quotaam ma am sama quota kon lépp loo xam mën na koo sàkk ci quotaam jàppale ma ko nag man dama cay kontaan waaye nag liberté wóor mooy état bi accordé na 300 lampadaires pour Thiénaba commune Thiénaba sax la wax waaye bala may jéggi fenn Thiénaba day nekk ci état boo xam ni wóor na ma ni parce que Thiénaba ni mu cité ci commune bi amul benn dëkk bu ko cité kon kooku moom sama responsabilité te am naa yaakaar ni dina sotti lu jëm ci wàllu courant bi daal loolu laa ci doon dolli lu jëm ci wàllu ndox mi loolu laa ci doon leeral di jégalu sous-préfet ci kàddu yu bari yi. mais nag xalifa bi itam 400 président de la république. jeex na ci turu Baye Cheikh te continuité la. kon xam nga ak seen ñaanam yi la ko tegal. xam nga 400 nañ dëkk bi yëpp. bu boolee ak 300 day daal di nekk 700. 700 defe naa bu duggee ci commune Thiénaba bu amee 400 kon 300 yi man a jàpp na yeneen dëkk. kon loolu mais loolu na nga ko topp ci kàddu Serigne Thiénaba mu dellu noo ñaanal loolu ñu état bi léegi mu jox no parce que nag poto yaa ngi may romb muy dem bis bu ne boo toogee fii camion yi sarse sous-préfet di dem kooku ñëw til ma lool parce que nag di nga ko jéem maa ngi jéem ñëpp si fi nag beral nuyoo xalif général Thiénaba ak njaboot gi fi nekk mi ngi leen nuyu di leen jox seen noccaay nuyu toute la famille Seck yi fi nekk sëñ Baye Diop ak ñëpp ñu leen nuyu bu baax tey ji aussi ñu ngi si CLD bi comme bi mooy 3e fois ñu koy organisation fekk ñu fi ñu koy teewe di organiser aussi si gàmmu gi tey ñu amaat aussi mbégte boo xam ni manquement yu bëri yi ñu waxoon tey dina am saafara yu bëri parce que ñu ngi fi am loo xam ne aussi mosuñu ko am muy le chef de la distribution monsieur Babacar Marème Diallo ñëw aussi teew donc point yi ñuy wax yëpp li nga xam ni poto cassé la baisse tension poste lépp moom moo ko yor te moom mooy jël décision bi te je pense que li ñu si commencé woon def li ñu si commencé def li ñu commencé def li gën a important fii mooy poste Thiawaré bi daaw tegoon nañ ko mais jotul àgg mais ren yàlla def na teg nañ ko teg nañ poste bi def nañ si 2 kilomètres 500 si ligne basse tension donc monsieur le maire loolu visité nañ ko même démb te defe naa mise en service bi dinañ ko def incha allah d'ici une semaine bon jot nañ message bi léegi bon Thiawaré la mise en service sera faite oui ça va être fait c'est ça certaine parce que def nañ lépp lu ñu war a def bon entreprise bi ko war a def Excelec ñëw na liggéey na samp na poto yi ku jaar Thiawaré di nga gis poste bi teg nañ ko def nañ fa lu mot 2 kilomètres BT 2 kilomètres 500 bon dalal nañ si BT boobu mu xaw a ñëw ba Thiénaba bon ba 700 mètres presque léegi ñu ngi demandé wa yeneen 500 mètres yoo xam day dugg ba biir Thiénaba pour mën a wàññi si poste Thiénaba bi baisse tension bi fi nekk bon baisse tension bi bon parce que poste bi fi nekkoon bon moo yoroon ba Thiawaré te bi mu yoree ba Thiawaré départ yi bon dafa gudd waaw bi mu guddee aussi am na yoo xam ni il faut mu am baisse tension waaw moo tax loolu nag si lañ nekk di ko saafara te xam naa ni ak Babacar bon ni mu waxee léegi bon suñu jógee léegi am na des yoo xam ne danañ génn sur le terrain mu xool ko indi saafara bi si loolu bon voilà waaw c'est voilà wax nga fa tey waaw wax nga booba nga équipe bi ñëw nañ fi bon vraiment xool nañ ko léegi loolu aussi dañ ko xoolaat bu baax pour xool départ yi comme ni ñu ko waxee si poste bi bon comme nañu ko jot a xam aussi comme ñoom jënd ak ñoom taal ñi fi nekk ñëpp bon danañ xool départ yi nekk si poste bi yi nga xam ne dañu ko war a def départ en 150 génne ko après mu am 70 ñëw ba sous préfecture ba egg si maire yi bon bu ñu ko defee aussi baisse tension bi dina wàññeeku donc li si gënoon am importance mooy poste Thiawaré bi ak réhabilitation poste Thiénaba bi ñu nekk nii beneen bi aussi si kaw côté raay bi comme ni ko Tall waxee daaw am nañu fi ay baisse tension bi ñëwee suba la gàmm gi si guddi avec les compteurs Woyofal bon loolu aussi danañ ko posé tey
avec SD mi ngi fi pour ñu xool aussi fan la ñu mën a implanter foofu beneen poste mooy deuxième poste pour mën a jàppale le poste de Thiénaba Seck bi nga xam aussi moo war a def xëy Babel bon loolu aussi dina ci do poste mobile poste préfabriqué bon comme ni ñu ko defee Thiawaré def ko feneen bon vraiment je pense que SD mi ngi fi su jëlee décision ba ñu xool ni war na am incha allah dinañ mën a def te yàlla mën a def ba mu sotti bon comme yéen ni mu sotti loolu mooy premier problème si baisse tension yi bon beneen problème bi mooy comme ni ñu ko daan defee chaque année demande mise au délestage 3 jours avant et 3 jours après bon loolu aussi dinañ am comme ni mu amee chaque année bon wàllu forage bi aussi amoon na ay problème mais daa aussi bi ñu waxee am na baisse tension waaw forage bi mooy forage F3 defe naa bi ñu waxee am na baisse tension aussi Senelec def na lépp lu mu si war a def ñëw na bon arrière yi bon am na mais je pense que comité bi fi nekk bon ñu ngi góorgóorlu bon de l'ordre xam naa après il faut moo xool chiffres yi exactement mën na ko jox waaw ñu ngi siy góorgóorlu quoi waaw je pense que y a Babacar quand même moom mi ngi siy góorgóorlu chaque semaine dina ñëw versé mbaa chaque 2 semaines waaw le comité ad hoc quand même loolu aussi il faut ñu feeñal ko moo daaw forage bi mooy problème aussi baisse tension daaw forage bi mooy problème baisse tension si la def na si ay jéego si 3 jours 5 jours avant gàmmu gi tiré fa câble 70 mu dem ba si forage bi bon loolu aussi comme ni ko Baye Diop waxee rek am na jéego yoo xam ni vraiment Senelec def na ko daaw géej am na ay manquement nag parce que su ñu nee 6 kilomètres de BT réalisé bon les 5 kilomètres au moins ont été effectifs clients yi au moins am nañ seen courant am nañ seen branchement donc foofu aussi jéego yu bari am na fa parce que actuellement suñu xoolee dañuy xool nag Thiénaba sax amatuñ fu ñu def poto man booy xool su amul extension bees mbaa li nouveau lotissement parce que tous les quartiers ont été arrosés ñi war a am courant ñëpp am nañ courant da nga naan sax am nañ foo xam def nañ fa courant tey jii boo fa demee benn client nga fay fekk mu am branchement si ligne boobu yëpp amul sax kër bu fa branché donc loolu aussi ay jéego yu sax lañ def parce que yeneen entreprise yu bëri defuñu ko là aussi il faut ñu saluer ko donc si effort yi sax lañ di def donc loolu ak poste bi bon beneen problème bi aussi mooy comme ni ko monsieur le maire waaye kër xalif bi président di ñëw am na ay kii yu ñu fa def muy wàllu compteur triphasé bi ak armoire électrique bi bon je pense que loolu aussi wax naa ko taal monsieur le maire ak sëñ Ibrahima pour ñu defoon installation compteur triphasé bi comme ça ñu def demande bi ñu mën a indi compteur triphasé pour comme ça armoire bi ko ne takk loolu bon problème 24 heures la waaw problème 24 heures la waaw donc loolu installation bu ñu war a def si biir la def coffret bi saa la nga def demande saa la indi le compteur waaw c'est le xalif au nom du xalif non c'est le nom du xalif au nom du xalif on le fait mbaa s'il le faut la mairie peut-être moom mooy jël dépense yi def ko waaw comme mes maire ni mu ko waxoon defe naa moom mooy def dépense yi quoi waaw ñu def demande bi taal waxoon nañ ko mu dem def installation triphasé bi je pense su génnee fii aussi dina dem defal maire devis bi defal installation vraiment ñu financé ko après ñu mën a def demande bi compteur bi mën a ñëw bon loolu mooy problème bi foofu bon beneen problème mooy entretien réseau bi comme ni ñu ko waxee mooy poto cassé yi bon poto cassé yi poto termité bon yi nga xam ne aussi am na Thiénaba bon commencé woon nañ ko daaw même avant après aussi même gàmmu gi am na ñu commencé mais fi ne ba léegi des na bon yi desoon vraiment jëloon nañ ko en charge parce que SD mi ngi nii bon vraiment aussi moom il faut ñu saluer quand même parce que aussi li mu def nii bon vraiment ci collaboration bi la bokk parce que ñëw na aussi dooleel ñu aussi te dinañu xool aussi yenn solution bi dina ko mën a jël te poto yooyu moom jëloon nañ ko en charge mais entrepreneur bi waroon ñëw ngir moo amoon problème moo tax jotul woon egsi ba léegi tey poto yi mu waroon jël mooy poto béton yi comme ni ñu ko bëggee parce que bëggatuñ jël ay poto bois di ko def dañu bëgg a jël yëpp def ko poto béton yi bi mu ñëwee Thiès dañuy indi lu mat 400 500 poto mais fi ñu ko wàccee si ginnaaw antenne bi ndox mi moo ko nangu woon moo tax entrepreneur bi ñëw na commencé croisement Ngoundiane ba gas 25 fouilles bi ñu woowee Ousmane Tall ñu ne Thiénaba des na 27 poto dañu waroon pare foofu rek ñëw fii fan nag bi ñu delluwaatee Thiès ñoom gas ba pare dem Thiès di jëli poto yi ndox mi moo nangu foofu parce que zone argileuse la benn camion mënu foon accéder loolu moo tax vraiment boobu ba léegi poto yi di sooxee te non poto yi non si ren waaw ren effectivement ren waaw ren parce que ndox mi dafa bëri xaatu yoon ndox mi dina dugg foofu mais fu duggee dafa dugg si foofu ba oto camion mënut fa dem waaw loolu ah non on ne savait pas parce que amoo ren moom bon y a beaucoup de surprises am na ay surprise quand même si ndox mi moo tax loolu moo tax moom mais peut-être loolu parenthèse la rek te je pense que ndox mi ngi wàññeeku
te aussi SD amoon na beneen solution mais actuellement entrepreneur bi ñuy xool man war naa ko dem nee na grille bi dina disponible quand même d'ici demain. non fii ak gàmm gi loolu problème mu aussi du ma la wax comme 24 heures 48 heures la parce que entrepreneur bu ñëw fii pour changer 27 poteaux il le fait si 24 heures en une journée il le fait donc c'est ça les poteaux sont disponibles entrepreneur bi la ñu tax ak grille bi bu ñëwee vraiment ñu def ko loolu c'est en benn journée la. ah non on prend l'engagement parce que on prend l'engagement moom bu poteaux yi ñëwee rek il on da koy def waaw non c'est ça moo tax ñu koy leeral bu koy leeral quoi dafa bëgg a yóbbaale mais du ma dem quoi du ma dem non du ma dem waaw dégg non tal loolu si ñoom tal voilà c'est ça. loolu kooku ñun c'est waaw kooku tal doy na waaw kooku ñun fi signalé guñu ko PV de réception donc woo nañ ko ba même poteaux yi ñu war a def nii sax moo lañ ko joxaat moom moo war a ñëw donc su ñëwee dina defaale li nga xam ni daaw sampo doog war a def transfert de ligne dina ko si boole wala defaale ko parce que dinañ ko suivre bu baax loolu mooy poteaux yi mu entretien EP aussi comme bi ñu ko waxee loolu la Senelec aussi daaw comme ni ñu ko waxee indi nañu ay ampoule indi nañu ay lanterne te bi ñu jëlee lanterne yi bon gis nañ aussi jéego yu ñu si def man may def bon yi daw Tivaouane daw Thiès bon comme ni ñu ko waxee aussi am na bon di nga dem di nga xaar ñu signé di nga xaar fii et cetera bon matériel bi ñëw na ñëwagul mais lu si ñëw aussi dañ koy jox moom mu réceptionné su réceptionné aussi je pense que li ñuy liggéey si EP bi yëpp monsieur le maire ak le comité Gora Diagne je pense amul benn jour boo xam ne àndul ak ñoom waaw fépp fu ñu def lampe ak lanterne ñoom xam nañ ko te aussi Senelec indi na lépp lu mu si war a indi peut-être doylu mais dañuy ñaan aussi mu yokk même si poste yi ngay wax aussi même daaw aussi indi nañu ay contacteurs rek lépp si gàmm gi jox ko pour au moins mu installé waat poste yi loolu yëpp aussi def nañu ko daaw donc yooyu yëpp c'est ay gestes la yoo xam ne si faut ñu saluer ko mooy si EP bi loolu la woon élagage bi aussi comme ni ñu ko waxee entretien bon donc dinañ ko xool ñu xayma ko aussi commencé élagage bi incha allah loolu aussi damay wax toujours si turu SD parce que aussi li may wax moom aussi en tant que technicien te moom aussi c'est le technicien quand même moo nekk patron loolu te xam naa aussi noonu la koy jàppee bon donc poste Thiawara yi wax nañ ko poste Thiénaba 2 bi aussi dinañ xool fu ñu koy def bon travaux yi nga xam ne terminé aussi dinañ ko xool parce que bi ma ko waxee léegi ne ko mooy 6 kilomètres yi ñu defoon presque 5 kilomètres yi pare na mais li fa des peut-être Kër Mamour moo des ak ANEN yoo xam ne entrepreneur bi samp na poto bi mais bi muy demaat boobu dafa fekk table bi jeex moo tax muy traîner ba léegi mais bi mu waxee léegi SD moom mi ngi soog a ñëw il y a 3 mois donc la jëlagum service quand même mais bi mu ñëwee ba léegi aussi vraiment ñi ngi gis ni jéego yi bon vraiment mi ngi avancé bu baax te pour manquement yi ñuy wax ni yëpp moi je pense que ni ren yàlla dinañ ci dimbali ba vraiment doon waaw groupe électrogène bi moom c'est moom obligatoire moom day ñëw waaw moom mooy njëkk a ñëw toujours waaw bon capacité bi bon je pense que 800 kVA moom la ñu indi toujours waaw 800 kVA moom la ñu indi toujours donc moom mooy njëkk a ñëw presque moom 2 jours avant gàmmu dina ko fekk toujours waaw ay 2 jours après le gàmmu dina ko fekk bon dina ko fekk parce que si wàllu kii boobu moom wàllu distribution bi dafa naan amuñu si problème. réalisé nañ 5 kilomètres. mu des 1 kilomètre. mais ren tey 1 kilomètre yi nga boole si yi pareegul. yi pareegul. waaw mais yi pareegul yëpp poto yi ñu ngi bëri. waaw déjà les câbles rek moo des. mais besoin yi nag. mais besoin rek yi aussi. comme ni nga ko waxee. muy 20 kilomètres yi. demande ngeen 10 kilomètres yi. waaw loolu aussi dañ koy boole. waaw 20 kilomètres. 20 kilomètres. waaw 20 kilomètres mais comme ni ko Tall waxee il faut ñu xayma. ak yi nga xam ni. extension BT la. aussi li nga xam dafa am extension HTA mooy MT. parce que village yoo xam ne tey jii bu ñu am extension BT. il faut ñu am fil boo xam ne fil HTA lay def. mooy tension. am ay poteau MT am matériel dafa war a dem loolu dañ koy xayma léegi yéen fi mu ne nii da ngeen def seen besoin expression besoin ngeen def ñun Senelec su ñëwee étude bi ñuy def ñooy wane ni fii câble bii moo fay ne extension BT lay ne ba fii dem extension MT mooy village yeeg ak li ngeen bëgg yëpp su ngeen def expression besoin bi su eggee moom dinañ envoyé équipe étude comme ni ñu koy defee ànd ak ñi ñu war a àndal suñu ñëwee ñu xam li ñu fa war a def suñ ko defee ba pare nag après si la ñuy rendre compte ne leen fii def nañ fi lii fii def nañ fi lii
te balaa ñu koy. waaw incha allah moom bu ñu fi jógee après bu demee dinañ si waxtaanaat mu xool date bi muy envoyé équipe bi comme ça ñu ñëw loolu la bon je pense que loolu moo gënoon a urgence daal loo xam ni wax nañ ko waaw je pense que loolu la bon merci beaucoup ah non bon dafa bàyyi ma jox patron bi SD comme mi ngi nii ma jox ko kàddu premier mu nuyoo ñu xam ko quand même waaw Babacar Marème Diallo waaw Babacar Diallo. Merci. Fin mars 2020, je viens de Dakar. Ouais. Merci préfet. Merci préfet. Salaamaaleykum wa rahmatulah. Préfet maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu monsieur le maire di nuyu kilifa diine yi fi toog chef de village ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar di ziar aussi xalif bi toog tey di ko ñaanal yàlla defal ko ndam ci mission bi yàlla defal ko wér ak fan bu gudd di ziar waa dëkk bi yëpp di leen nuyu di leen wax ne donc effectivement damay door a ñëw période bu ma egg si nag neexul woon trop parce que période Covid bi la moo tax mënu moon dem ci lieu yu bëri pour dem nuyoo mais depuis ñu ñëw aussi fekk nañ fi situation ba xawoon compliqué ñu ne di ci liggéey am na coupure yu bëri sax li ci ëpp coupure pour travaux la doon ay entretien donc ci loolu lañ doon ba ak nawet bi ni mu compliqué mais ñu ngi ci ñafe di góorgóorlu di ñaan aussi leen taal suñu loxo pour ngeen ñaanal ñu rek yàlla defal ñu ndam ci liggéey bi defal ñu ndam aussi ci gàmmu gi ñu jublu donc tey dama insisté pour ñëw ànd seeg Dieng dina tax ma gën a xam jafe-jafe yi nit ñi di jànkonteel gën a xam détail yu problème yi nit ñi di soulever ci CLD yi donc Senelec tey dafa am comme nu ko Dieng waxee ñu dëggal naa lu mu wax yëpp d'ailleurs sincèrement lu mu wax yëpp engagé naa ci sama bopp te dëggal naa ko daal Senelec tey dafa dem ba institutionnalisé événement religieux dafa def benn note événement religieux yi mu classé leen par catégorie bu Thiénaba mu boole ko ci catégorie yu gën a mag bu ci ne am na formellement lu mu warloo ak yéen bokk na ci groupe bi ñu wax bokk na ci extension yi bokk na ci bâtiment provisoire yi ainsi de suite donc li jiitu mooy li ñu def tey mooy ñëw déglu population bi déglu waa kër gi li ñu soxla ci gàmmu gi ñu natt ko xayma ko visiter ko d'abord comme nu ñuy wax visiter ko xool ko xayma ko natt ko évaluer ko bu bam mot ñu jox jébbal ko kilifa yi ñu approuvé ko yónnee ñu li ñu maye. am na li nga xam ne nag moom du xaar mooy ay poto yu daanoo ak ay fil bu daanoo sincèrement loolu moom waruñu woon sax toog fii tey di ko waxtaane parce que loolu ci exploitation normale la bokk ak ay yenn baisse de tension yi ça vraiment tey xëy na bu mbir yi demoon nu mu waroon demee du ñu yegg si fii tey toog di ko waxtaane mais ñu ngi ciy liggéey. entretien réseau basse tension bi bokk na ci loo xam ne obligatoirement dañ ko war a def mooy poto yi ci biir koñ yi entretenir ñaari fil haute tension yi nga xam ne ñoom ñoo seq romb dëkk bi dem ginnaaw dem côté Bambey mooy fil haute tension yi il faut ñu def entretien am na ko wax sànq def élagage bi dinañ def aussi lu ñuy wax note d'exploitation maanaam Senelec bind officiellement ne bésu gàmm gi wala boog ñu ne nangami fan d'habitude c'est 3 jours avant 3 jours après kenn waratul couper courant bi wax ne jour gàmm gi ak veille gàmm gi ak li ko jiitu ban départ ci ñaari moo ko war a alimenté yan départ ñoo war a nekk secours loolu lépp dañ koy bind joxe fi ay équipe de permanence mooy ñoo xam ne dañ fi nekk guddi ak bëccëg pour nekk en alerte pour bu amee incident ñu mën a intervenir incident moom kenn mënu ko garanti xam ne lu mën a xew très rapidement ñu mën a intervenir pour def ko disposition yooyu nañ ko def mooy def un personnel de permanence ñu def nekk en alerte pour assurer gàmm gi nañu recenser comme ni ngeen ko waxee demande yi ngeen soxla ci ay lampe appuyer ko mairie bi dimbale ko cité religieuse bi ci ay lampe ci éclairage daal pour mbedd yëpp leer nit ñi mën a gàmm ci jàmm incha allah donc ren
effectivement am na ay baisse yu ñu ma waxoon baisse de tension man dañ ma doon cawaare bu ñu fa amee poste courant problème mu baisse yi réglé donc bàyyi liggéey nañ ci ak Dieng ak ba ci délégué bi fi weesu ñu ngi ci doon liggéey lu bëri pour que ñu mën ko def poste courant ba joxoon ko ay excellent ba commencé na liggéey yaakaar naa samp na poteau pare nañ teg na cabine bi mettre en service kese moo des chef de projet bi woo naa ko balaa may ñëw noonu na ma semaine prochaine ñaan naa ko ne ko man ajjuma bu naa semaine bi ñu def ko mais nag pour demander maanaam pour alimenter ko day laaj da nga war a demander coupure bi une semaine à l'avance te fii ak ajjuma mootul semaine nee na loolu mooy jafe-jafe ma ne ko defal demande bi rek parce que moom day def demande ne dama bëgg couper courant bi pour raccorder poste Thiénaba Thiawaré ma ne ko defal demande ñun nañ jéem a appuyer pour ñu fexe mu ne ajjuma moom ci suñu yéene bu ko yàlla mottale ñu mettre ko en service le cas échéant ñu dem semaine prochaine au plus tard moom c'est sûr que Thiénaba Thiawaré dinañ mettre poste bi en service bu ñu defee transfert de branchement yi normalement problème baisse de tension yi ñu ma doon wax Dieng moom gën a maîtriser réseau bi nag bu ñu ko mettre en service problème baisse de tension yi dina saafaru beneen activité bu ñu initier mooy dañu bëgg maanaam pour nga mën a xam jafe-jafe dëgg il faut ñu géoréférencer réseau bi maanaam fu poto nekk tey war nañ ko mën a bind ci schéma loo xam ne xëy na amuñ ko woon boo tegee sa schéma di nga xam facilement fan moo amul poto fan moo am problème baisse ñu mën a def action yi pour nga xam ne waxi baisse daal vraiment bëgg nañ balaa gàmm gi duñ ko amati fii ci biir Thiénaba incha allah rabbi bon groupe de secours bi Dieng wax na ko déjà donc moom c'est déjà acquis dinañ ñefe ba mu ñëw teel a ñëw ñu branché ko pour assurer continuité de service ci lieux yi nga xam ne moom moo gën a sensible ñu teg fa groupe bi à part groupe bi poto cassé yi Dieng wax na dëgg am na benn sous-traitant bu ñu ko joxoon mu waroon ko def mu yéex ne mënu doon dugg effectivement fu mu wax ne fa la poto yi ne mën na ko recevoir naa ko Dieng wax dëgg na yàlla chaque jour mu relancé ma ci wax naa ko sax dama uti grue 4x4 mu dem indi grue 4x4 grue bi ngiroo fa donc mujj commandé yeneen poto boo demee buntu Sénégal di nga fa gis ay poto yu ma commandé woon pour benn chantier ma teg ko fa mën a Dieng léegi na ci jël le temps que nawet bi jeex recevoir naa ko sama bureau lundi nee naa ko bu commencé wul fii ba semaine bi jeex dinaa jël chantier bi jox ko kenn donc lu ñu retenir mooy grue am dina ñëw dina commencé tàmbali remplacer poto cassé yi incha allah donc bu ko commencé au plus tard fii ak semaine prochaine lu fi nekk ci poto cassé war nañu ko mën a remplacer dans la zone Thiénaba et environ donc am na ko wax sànq il faut problème aussi ñu di ko recenser Dieng xëy na bëtam mënul yegg fëpp am na ko wax sànq mais bu ñu ko recenser jox ko par adresse ñun dañ mën a jël yëpp en charge incha allah. impliqué ci liggéey bu mel noonu donc il faut ñu jege la impliqué wu parce que li nga wax léegi ci produit bi peut-être ñun profane lañu mais ñoom xam nañ ko mais soo leen jegee tamit di nga mën a nekk ci dama lay jëli xëy utal la nekk Thiénaba comme ça nga ne fa jàpp ci liggéey bi. waaw mais présence physique moom vraiment mënatuma ko. dama déggoo may ne dama bëgg jëlee xay bàyyi la fa nga bàyyi ñaari soxna yi mu indi la Thiénaba ba dëkkal la ko. di nga ko nangu. waaw ok c'est bon léegi produit yi service d'hygiène dañuy am problème produit dotation spéciale de suffisance de produits pour Thiénaba moo tax daaw maire joxoon na sa chef service régional 200 000 francs pour appuyer leen en produit pour ñu mën a gën a am produit yu baax bon doter les agents de service d'hygiène de tente dañ leen jox tente restauration aussi y a un problème comité bi da ciy dugal loxoom équipe permanente bi toujours ñu nga fa désinfection quotidienne des sites d'hébergement aussi mooy bi ñuy def parce que chaque année dañuy indi par 150 éléments plus ñun dañuy indi yenn élément doole ko ci ñu wër kër yi désinfecté ko maintenant nag ren dina am changement parce que ren dañu bëgg xam nga ñiy ñëw jógee équipe bu ñëw des fois dañuy tëb ay kër li ko waral mooy dañu am guide buy ànd ak ñoom mais ñu organisé wu ci 200 personnes 200 à 300 jeunes yi ñu jël dañ ci prévoir ñoo xam ne dañuy ànd ak équipe bu service d'hygiène yi pour wan leen kër yi ak chef de quartier yi parce que ren liggéey bi peut-être li ci yokk mooy chef de quartier dañ leen impliqué comme ça ñu mën a xam kër dëkk bu nekk ñu bañ a tëb benn kër je crois que loolu mooy élevage
di ñaan aussi que ni nga insister bu baax ci sama machine dafa fay mais defoon nañ ko mooy les fontaines note jëloon nga note les kits de lavage aussi les masques aussi parce que ça c'est le rôle du service savon eau de javel gel yooyu yëpp vraiment quantité bu suffisant lañ ci bëgg sama machine dafa fay léegi branché bu ko mais jëloon nga note déjà ci insister bu baax ci biñ côté demee ci santé jëloon note ba defloo information li ñu bëgg li ñu soxla woon merci préfet. il donne dina joxe somme je crois 40 000 francs su ma juumul dina ko jox produit pour ñu rey xaj yi agent yi durant période bi dama ne woon ñu renforcer la ci agent yi parce que kenn nga woon daanaa la fekk mais daaw 2 ngeen ren nañ ko def 4 dinañ jéem a saisir niveau régional ak niveau départemental ñu renforcer parce que tamit abattage bi dafa am solo trop ci gan yi day bëri te ku nekk bëgguñu ku nekk di rey fii bëy rey fii xar il faut que ñu jéem a demander au niveau départemental ak au régional ñu renforcer la au moins ak logiciel je crois que foofu aussi am nga problème logiciel oto doo ko am moto nga yore des fois sax des fois sax daaw dama daan fekk ay 4 heures du matin ngay neel ci suufu garab yi ndax fatigué y a aucun problème on va gérer cette situation contrôle des abattages moo tax ñuy renforcer 4 personnes parce que rey bi il faut ñu contrôler ko dégg nga su ko defee pour santé nit ñi la mais aussi pour mën a am wér-gu-yaram parce que xar yi aussi des fois ñu am ñoo xam ne ñu leen vacciné je crois loolu mooy élevage donc voilà tu peux passer. comme maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sant di ko commencé ci sous-préfet ak président comité d'organisation ak monsieur le maire ak homme religieux yu fi nekk aussi tamit di delloo ziar xalif général Thiénaba Seck ak njabootam ni nga ko waxee rek daaw monsieur le maire appuyé nañu ci abattage bi bon abattage sax dafa mujjoon gudd ndax daa am ñaar ñoo xam ne dañoo yeexal lekk piège yi ba jël na temps bon foofu tamit moom risque lañu demee ndax à un moment dama arrêté désorienter la population ndax xaj yi bu ñu lekkee produit bay commencé yëngatu boo leen rombee bu ñu la jegee bu ñu la songee mën na am danger donc man mii ci ñu nekk tamit donc danger la dama nekk ci danger bon bu ñu paree comme ni nga ko waxee dama retourner ci abattage surtout des bovins j'ai fait du porte-à-porte donc énergie bu bëri lay dépenser li ñu ciy wax mooy du nit ñi dañuy reyandoo benn instant kër gu nekk sa heure ngay rey donc dama la jox sama numéro téléphone Dieu merci que balaa ñoo rey moom la ñuy wax inspection antemortem am na fu ñu leen denc mooy ñi sama mbokku pël yi fa nekk ñu leen teel seen nag yi mu ñëw ma xool donc ñoom ñëpp dinaa leen gis foofu déjà mais bu ñu reyee ba pare damay comme ça yow nga woo ma monsieur le maire moom tamit damay woo kër gu mag damay woo sëñ ñaan sëñ Ibrahima ku nekk damay woo ma gaaw ñëw donc liggéey boo xam ne li ñuy wax tambour battant laay demee je vous remercie ndax aussi tamit plaidé nga ci ñu am ab kii complément d'effectif à l'occurrence sama collègue Birane Fall chef de poste vétérinaire bu Xombol moom mooy ñëw bon wax nga aussi tamit mën nañu ko yokk yàlla baax na CDD bi yàlla baax na wala CRD bi bon ñu liñ ci mën daal bien vrai que dara nañu fi nag sincèrement depuis 2016 ba ma ñëwee ba léegi mais maa ngi def sama kéemtalaay kàttam pour au moins ñu bañ a am problème daal au niveau de l'élevage je vous remercie. ren on a pris je crois 200 éléments yoo xam ne dañu jóge ko Touba bu ñu paree Touba dañu ñëw fii appuyer sous brigade bu Xombal man li may ñaan foofu noonu pour ñu bañ a sauter ay maison balaa ñuy ñëw yow monsieur Diop ñu defar ay liste yëpp maanaam kër yi yëpp ñu liste leen bu ñu ñëwee day yombal liggéey bi et puis duñ fàtte kenn mais et puis bu ñu ñëwee xam nga bëgg a ñëw ci kër xamuñ ne service d'hygiène dafa war a ñëw ñu ñëw am problème yooyu yëpp day indi problème concernant aussi ci waañ ak yooyu yëpp lépp loo xam ne maanaam defoon nañ ko daaw danañ ko yokk buñ ko wàññul aussi dañ koy yokk concernant aussi ci kii vidange fosse septique yi yaa ngi ne am ngeen site mais est-ce que site bi c'est adéquat maanaam est-ce que waaw mosuma ko visiter xaw ma sax ne am nañ site man maa ngi sama 2e année waaw daaw dañ doon yóbbu Tivaouane xam nga di jël bu Tivaouane wala ma ne daaw gars yi dañ doon jël fii di yóbbu site Tivaouane bi des fois dañ ko doon tuur n'importe am na ñu ci jàppoon sax. Je crois que peut-être yow amoon na occasion bi mais sa précédent ay camion yoo xam ne dañ leen jàpp ñuy vide n'importe. li ma jaaxal mooy Diop. mu rafet nekk pendant 2 heures. ça veut dire qu'il y a 2 grammes. benn gramme. bon benn gramme ak benn catu gramme.
donc même des catu gàmmu surtout village fosse septique toujours dana am jeexital lu fa des. c'est que boo gisee ma waxee noonu daaw dafa am camion yu ñu jàpp. waaw li ma jaaxal du ndax jàpp nañ ko ñu war a jàppale mais ni ngi xamuloo exactement il y a un site dédié à ça. C'est ça qui nous pose problème. En tant que c'est le chef de service de dans la zone bi ngay wax un site aussi important en matière d'hygiène. Il doit forcément savoir que ça existe. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut corriger. Il faut corriger à l'avenir dans le C'est un site qui a été identifié. Dañ ko identifié ak waa service d'hygiène. Ba pare Ageroute. Ban service d'hygiène. Xaw ma. Di ko jiitu moom. Moom di ko jiitu. Donc avant 2 ans. Avant 2 ans. Ba pare Ageroute. ñu demande mu réaliser 3 kilomètres la teg. Boo xam ne day facilité dem bi. Amuñu woon site. Mais on a insisté avec le ministre de l'Intérieur. Qui sont am site bi au niveau de ak waa Tallinn. Fondation bi may def foofu ñëpp. Waaw. Parce que aussi xëy na moom il est nouveau parce que kenn du matériel on doit am yéene peut-être ils n'ont pas les moyens logistiques pour le travail qu'on attend de su ko defee yéen aussi xam nga dañuy taxaw parce que affaire bi jàppalante la xëy na moom am na fu ñu ci yoon bi yéen mais am na lu ngeen di am aussi day baax chaque fois seen daal dem ba service d'hygiène toog ak moom xëy na gan la ñëw nga situation bi nii ak lii nga fekk nii ak nii nga lii ak sa prédécesseur jàppale si sàngam pour nangam sàngam am ci dara yoo xam ne yéen a koy wax parce que am na nu muy demee ngeen da nga am benn communication seen diggante ñu xëy suba daje nii réunion kii wax lii kii naan xam naa kii naan xawma ça veut dire que day mën naa am communication seen diggante alors que waroo demee noonu je sais que xam naa la je connais le boss waaw ngay pratiquer pendant un an xam naa ni il y a beaucoup de bonne volonté kit d'hygiène yi man bi ma paree envoyé naa ko kii suñu capitaine bi nee na ma ça c'est réglé kit d'hygiène yeeg yooyu yëpp wax naa ko ne 1000 ngeen soxla ak 50 DLM grand modèle yi yooyu yëpp nee na ma c'est ok voilà masque savon yooyu yëpp wax naa ko lépp loo xam ne daal maanaam defoon nañ ko daaw aussi dañ koy yokk incha allah bu soobee yàlla. dañ koo dénk maire yi lépp lu jëm ci wàllu set maire yi moo ko yore di leen ci coordonné nag parce que ñoom service d'hygiène dinañ jaar ci man ñu bari lu ñuy séq du Thiénaba rek laay yem amul ci commune Thiénaba benn dëkk boo xam ni mas ngaa am gàmm ñu ñëw ci man te la ca war a def moo ko defe naa loolu moom leer na bi ci des mooy chef du village sëñ Alassane Niane avant tey ñi ngi ci doon waxtaan nan la ñuy mën a def ba dëkk bi set loolu moom suñu responsabilité la xam na cër bi ma ci am jox na ma ko te insaara bi dinaa ko téye ba mu mat sëkk bon lu wàllu jëm ci wàllu service d'hygiène bu leen am benn problème ci kër yi ngeen war a dem ñu xam gan kër ngeen di dugg parce que coordonné ak chef de village yi ak chef de quartier yi ba quartier bu nekk xam naa nangami kër moo fa am maa ngi ak recensement bi parce que day am loo xam da nga koy xam jiitu ca avant ñu koy soxla man coordonné ak chef de quartier yi yu bari defal nañ ma recensement bi parce que mbirum set setal bi maa ngi ciy yëngu mbir nag boo cay yëngu avant nga cay àgg war ngaa xam fooy teg sa tànk kooku moom su ngeen dikkee incha allah bi dinaa ci coordonné ak chef de village parce que bi ma ko wooye moom moo ma joxoon chef de quartier yi ba am liggéey bu ma leen woo ñu ñëw maire yi ñu def benn réunion defal nañ ma recensement bi ba kër gu nekk Thiénaba xam nañu boroom kër ga kan la ak fan la boo ko moom amul benn problème def nañ ko ba pare li des rek mooy bu ngeen accès ñu xam kañ ngeen ñëw ak fan ngeen jëm wala ñun ñu orienté leen parce que li nga xam mënta ñàkk moom ñu xam kañ ngeen ñëw mais fan ngeen jëm nag moom mën na leen orienté ngeen xam fa ngeen jëm incha allah bi loolu dinañ ci coordonné ak coordinateur ak chef de village ak sëñ Ibrahima ba benn problème du ci am parce que ñun daal li ñu bëgg mooy li fi nekkante lu baax bu dee fukk ñu yokk ko ba mat téeméer loolu rek moom mooy suñu itte moo tax ñun ñëpp ñu jël engagement pour jëm ci liggéey bi ñu bañ a xam ni du caagi nag dañuy xëcc ni lii suñu cër la nan ko jox mais dañuy xëcc pour nan ko defar lii daal la ñuy ñaan élage
bu ko defee lépp loo xam ni comme la ma la waxan sama kër rek lépp loo xam mooy sama responsabilité ci commune bi su ma ko yëgee dinaa ko def parce que gi nga xam ne wala mala yi nga xam danay lor ay nit ñu war leen a rey moom amul limite moom mi ngi nii moom amul limite toujours dama ko naa loo soxla su ma ko nee loo soxla mun ma nangam laa soxla ma yëkkati loola jox ko man du ma jéem a jënd produit du ma jéem a jënd leneen en tout cas daal moom lay déglu lu ma ni lii daal lii la laaj dinaa ko yëkkati jox ko merci jërëjëf. xam nga accueil bi toujours dafay tegu ci yoon restauration bi aussi toujours dafay tegu ci yoon je crois que loolu buñ dañ koy wax gouverneur di ko wax ministère de l'intérieur loolu aussi muy fierté ci Thiénaba parce que Thiénaba boobu dañu ñoom ñëpp dañuy génn seen kër joxe gan yi ñoom ñu gérer seen kër je crois que loolu aussi lu am solo di wax ko dafa am solo di gërëm aussi comité d'organisation bi ma daan àndal ak bi may àndal daanaka changement bi bariwul di xam rek ni gàmmu moom liggéey la gàmmu moom amul xaar gan amul dara amul lekk amul naan liggéey rek ba ñëpp kontaan ba ñu demee ba dañu tagg ci mbirum restauration au niveau intérieur dañu tagg ci mbirum organiser accueil c'est parce que liggéey rek moo ñu jox loolu di ñaanal baax nag Baye Abdourahim Seck yàlla fi yàgg mais di ñaanal Baye Chamitiane Seck yàlla dëkk àjjana parce que wax dëgg yàlla tamit taxaw na daana taxaw bu baax ci comité d'organisation bi ci fànn bu nekk kon loolu daal lay gërëm waa Thiénaba di leen jaajëfal bu baax ci accueil bi nga xam ne ñu ngi ko accueil gan yi mais aussi restauration bi ngeen baal ñu wax. jërëjëf El Hadj ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi delloo di nuyu mbooloo kenn ku nekk di la jaajëfal ci sa taxawaay xëy na toogaay bi yàgg na ci 10 heures ba léegi ñu ngi toog waaye jar na ko ndaxte ku dëgmal lu toll na li ñu dëgmal lu ñu la laaj pour nga def ko ci nag war nga koo xeeb déglu nañu leen taataan nañu leen seeni soxla li nga xam ne mënoon nañ koo indi fii ci teewaay bi ci ay tontu jox nañu leen ko naam matalewul am na loo xam ne dañ koy yeggale suñu kilifa parce que comme ni ma waxoon ci njëlbeen nga organisation gàmmu dafay am CLD am CDD am CRD ba am CRD spécial boo xam ne ministre de l'intérieur moo koy jiite ñu nag fi ñu toll ak la ñu man noonee la ñuy taxawee noonee la ñuy waxee yàlla def na xëy na kàttan gi bëriwul mën-mën bi bëriwul comme ni ma ko waxee ndax ñoo gën a suufe ci rangu kilifa yi waaye ñun la yàlla boole yéen te yàlla du juum amul du juum xëy na boole bi ma boole yéen amaana maa ngi ciy jëriñ jàpp naa ni maa ci gën a jëriñu sax ci yéen ndaxte jullit bu ne boo sañoon dem dëkku diine waaw dem ci dëkku diine moom boo fa jëlul yokkute seetaatal sa bopp kon man dama leen di jaajëfal yéen ñëpp yéen waa Thiénaba parce que man foofu laa toll d'abord parce que damaa nekk ci tànk dem xëy na fekk 15 jours ma def passation de service beneen sous-préfet ñëw ngeen yeggale ak moom liggéey may ñaan yàlla kooku di ma wuutu lépp lu ma mébatoon man ci lu baax lu jëm ci dëkk bi bu dee fukk la yàlla na ko yàlla may kàttan mu def ko junni parce que ni ma ko waxee woon rek day xale bu ma xam te xamantuwuma ko xam nga léeg-léeg administration danoo yaru boo xam ne dañ naan la xam nañu diw dañ naan par politesse ñu wax lu rafet par politesse waxewuma par politesse administrative déedéet kii dama koo xam dëggantaan comme ni ñuy xamee nit ak nit Samba ak Demba koo xam bis bu ma taxawee wax leneen lu ma leen waxati ba wan leen ma ginnaaw mais am ngeen nit ku baax kon damay ñaan yàlla li nga xam ni moom la ñu sumb moom bu ñëwee yàlla na ko yàlla may xel ak doole ak kattan yéen la ngeen bëgg ngeen ànd ci ak moom ba mu mel na ngeen ko bëggee te njort naan dina ko mel nag parce que li sëñ Ibrahima fàttali sànq bari na am na solo diggante kilifa am na yoo xam ni man yeggeewu ma fa en tant que sous-préfet lay taxawee mais li wér te wóor mooy lépp loo xam ni seen président comité d'organisation yëkkati na ko mu jëm ci seeni soxla pour gàmmu gi mucc ayib
nguur gi lu mu ci def nag da ko amul garantie boobu moom mun naa leen ko jox fii ma toog parce que damay wax ak yéen damay wax ak préfet damay wax ak gouverneur léeg-léeg damay wax sax ministre waaw damay taal sama oto mu ministre boo ma ni Thiénaba lii parce que Thiénaba dafa bokk ci dëkk spécial nga bu ministre damay jël téléphone monsieur le sous-préfet nangam nangam ma ne ko oui monsieur le ministre nangam nangam du sama jëmm jee tax man kilifa gu doyee di la ab ministre lu muy doyee sous-préfet bay wax ak moom waa Thiénaba ko waral kon man damaa war a sant waa Thiénaba man mi tax ba ministre bi ñoom ñi tax ba ministre di wax ak man ma ciy profité di waxaale samay soxla kon maa ngi fekk seen soxla di fajale samay soxla waaye kon Thiénaba amal na ma njariñ waaw déet loolu mooy solo mbaax la donc ñun dañuy def lu dul di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla taxawal seen taxawaay yàlla tàppe xol yi boole njaboot gi mu doon benn parce que doole nag mi ngi ci ànd ak lu mën a xew doole ngi ci ànd yàlla boole leen ngeen bokk di xàccandoo di dóorandoo li ngeen bëgg ci seen dëkk bi yéen a ko xam ni yàlla na leen ko yàlla defal ñun ci wàllu administration daal li ñu war a def en tant que autorité administrative incha allahu rabbi dinañ ko def pour commencer feeg suba procès verbal bi dinañ ko tapé yónnee ko préfet des na ci moom kañ la leen di woo ngeen def CDD su leen wooyee li ngeen waxoon fii am na loo xam ne jotu leen koo wax parce que dama koo junj jëm dama ne ko li jëm ci communication yooyu jarul nga koy wax parce que ay affaire Sonatel la loolu nekku fi buñ ko waxee tontu amu fi mais loolu bu ngeen demee ci mën ngeen koo wax parce que waa Sonatel ne nga fa donc niveau bu ne ak la nga koy wax maanaam ku nekk ak la mu tollool man li ñu tolloog man wax ngeen ma ko la ma ca mën wala boog la ci sama gars yi mën wax nañ leen ko te mënuñu lépp la ca des nag préfet gouverneur ministre président xëyrun en tout cas pour terminer vraiment ñi ngi leen di jaajëfal di ñaan yàlla at mu ne yàlla na li ngeen di def di yokk te njort naa ni dina yokk di remercier encore monsieur le maire un grand collaborateur di suma xarit di suma mag li ma magee bëriwul nag waaye suma xarit la bala ngaa daaneel baal ma de. allez-y. sapeur pompier daf fi nekk. sapeur pompier est là. oui il est là. vraiment j'ai pas l'habitude de te voir toi. sapeur pompier est là ca dañuy liggéey bu mucc ayib ci gàmm gi de tout le temps. léegi sax dafa am benn yokkute bu ci am toujours dañuy ñëw. ok toujours ñoom dañuy ñëw 2 ans yi passé dañuy ñëw ak 20 lañ daan ñëw mais daaw dañuy ñëw ak 40 éléments. mais dañuy indi seen toggkat indi yëpp ba pare ñoo ñu jàppale sax ci tente yi ñu war a taxawal ci site sanitaire bi. donc moo tax moo bëgg waaw moo tax comme il est là tamit kilifa la. non jàmbaar il faut. jàmbaar c'est moi qui ai oublié. waaw jàmbaar la ñu. à qui la faute là. moi je suis là je ne vois pas je te connais pas alors. léegi président sapeur pompier équipe MANASER et la plan de circulation donc il faut que ñu bàyyi ko moom tamit. parce que car andi woon 40 éléments daaw. non allez-y y a pas de souci. parce que ak contexte bi il faut ngeen jëm a yokk éléments yi. merci. et encore 1000 excuses. voilà merci monsieur le préfet tout d'abord bon comme ni nga ko waxee rek miinante wuñ mais yaakaar naa sa adjoint moom miinante nañ Abdou Aziz. le plus souvent dañuy daje. dañuy daje ci réunion yi quoi. ñaanal leen ko mu nekk sous-préfet loolu moom danaa ko sakku ci yéen sama adjoint man Abdou Aziz waaw daaw ma ngeen ñaanal ko mu nekk sous-préfet yàgg na fi def na fi juróom-benn ñaar nekk adjoint sous-préfet di xale bu am yar am teggin am sutura di ko jub ku maanu ku déggal kilifaam la loolu ñu wax xam nañ ku ma déggal na man bàyyam laa sama adjoint bàyyam la bàyyam dama ko dégg dinañ ko ñaanal si sa bi jaaroon adjoint léegi mu nekk adjoint man tamit damay profité wax man aussi yàgguma fi quoi maa ngi fi door def 1 an man maay adjoint chef Diallo man maa commandé Xombol bon maa ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyu monsieur le maire bon nuyu bu amul ab parce que dama koy remercier ci taxawaayam vis-à-vis des sapeurs-pompiers de Xombol moom xam na man xam naa dama koy remercier bu baax di ci teg kilifa diine yi di ñaanal xalif bi yal na yàlla woyof leen bi kattanal ko dooleel ko ba fu mu bëgg mission bi egg mu romb ko amiin ki mu fi wutu it ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla yokk ay leeram tas ci barkeem amiin waaw comme ni nga ko waxee nag ñun Thiénaba am nañ expérience bi parce que loo xam ne chaque année nga def ko bon chaque année nga def ko yaakaar naa ne doo nga ci mën a am expérience
xam nañ dimension gàmm gi xam nañ dëkk bi ni mel ba tax na ñun déjà présent commencé nañ cee liggéey depuis la semaine passée commencé nañ liggéey ci gàmmu Thiénaba bi ba commencé nañ def dispositif bi ren dafa daje contexte bu xaw a particulier muy Covid bi mais loolu yëpp jël nañ ko en considération yi wax ne lépp loo xam ne tegoon nañ ko fi daaw wax dëgg yàlla am naa yaqin ne danañ teg lu ko ëpp parce que ren ni mu demee moo tax mais loolu daal dañ ci dal xelu comité d'organisation bi ak xel waa dëkk bi ak xel préfet bi ne incha allah rabbi lépp loo xam ne dafa nañ ko daaw bu soobee yàlla ren bu ñu ko mën doublé it danañ teg lu ko wees ndax contexte dafa xaw particulier loolu daal laa amoon ci gàttal li may wax di ñaan yàlla aussi yàlla yóbbu ñu see jàmm vraiment ba lépp lu ñu ci séntu it yàlla dafa ñu sutura ak ndam dañ génn si alhamdulilah rabbil alamin. préfet ma ñaanaat la gendarmerie te ñu ngi fii préfet waaw gendarmerie parce que tamit dañoo soxla gendarmerie ren. Oui, 300 éléments. Non, 300 barrières. 300 barrières, hein? 300 Et combien d'éléments de ce... Bon, daaw 90 la ñu am. 90 gendarmes. lañ am daaw gendarme. mais ren. 200. ak contexte bi nag parce que dañu bëgg njaay bu takku. 200 gendarmes. 200 gendarmes. Et combien de barrières? 300 barrières. 300 barrières. moom ngeen waxoon daaw. waaw moo ne 600 barrières. Maintenant, 600 barrières. 600 barrières. 600. Vous mettez 600 barrières. maanaam dañ naan seen PC xam naa PC mooy prise en charge des fois dañuy jour bi ngeen di ñëw seen PC di ñëw comité moo leen jël en charge mais lu ci mën a am rek na ko comité bi teel a yëg pour añ beeg reer beeg yooyu ñu mën ko jël en charge parce que je crois que bu ngeen déwee le premier jour seen PC du ngeen ànd ak moom comité bi moo leen jël en charge su ko nañ ko teel a xam comité bi mooy jël ay matukaay ci lekk gi surtout restauration bon tëraay bi aussi dañu xoolaat identifié parce que ci 90 dañaa am problème hébergement suñ demee na ba laaj 600 personnes je crois que maire ak comité d'organisation dañ taxawat nag seet type d'hébergement fan lañ leen di logé loolu nañ ci mën a waxtaan mais li ñu bëgg mooy am benn séance ak gendarmerie pour xool aussi plan de circulation bi barrière yi pour mën a identifier yëpp final comme ça ñu mën koo exposer bu ñu demee seen i voilà donc ko ay déwén di bëri di jox sëñ chef de village mu def ñaan rek comme ça mu yeewu at ñu wax ni ku am te bëgg ndool leen da ngay sant ku ñu jëfal lu baax itam da ngay sant kon su préfet sëriñ bi sant la bu baax sant koo xëy mu ngi koy commencé ci yow ak maire ak autorité yi teew yépp nag ndax itam nag ñu ngeen ko jàppalee ci xol ak yëg-yëg ak ñun ñi njabootam te teew fi maanaam nit mën naa liggéeyal ba pare am mu réservé ca biir liggéey ba ci xelam ak ci xolam loolu amul ci liggéey bi yéen ñëpp ku ci ne kenn ku ci ne sa xol ak sa yéene defar na gàmm na gàmm gi ba pare kon sëriñ baa ngi lay jotal sa cant yow ak cantu préfet département ak cantu gouverneur ak santu ministre de l'intérieur ak santu président de la république monsieur Macky Sall sëriñ baa ngi koy sant famille baa ngi koy sant njaboot gaa ngi koy sant cant gi ñu koy sant yëpp nag dañ koy def ak ñaan mooy li mu bëgg ci réew mi te jëmale ko fi yàlla na yàlla jàppale ko ci waaw xaritu sëñ bi la te njabootam reconnaître nañ loolu di ko tàllaat suñu loxo nag ginnaaw bi ñu ko tàllee suñu borom subhanahu wa taala mu gën a jàpp ci gàmm gi di sant maire bu baax itam ndax taxawaay yëpp nag yëg nañ ko fu weñ gi bañ itam def ca loxoom loolu yëg nañ ko di sant Alla Diop itam nag di ko ñaanal moom Moussa Ndongo mii sëñ bi toftal ci moom la sëñ bi toftal ci muy doomam di jarbaatam ak sëñ daam ko bi itam seen bàyyi di mu xaddam ci kër gi di sant Jibi Ndiaye moom naka jekk maam moom Alla Diop ragal nañ mosuñu koo tàlde moom di la ñaanal nag affaire bi daal leen donc lu ci métti sous-préfet mooy dem gi nga bëgg a dem suñu sañoon da nga ne ngi tuuti vraiment dañoo bëggoon nga toog ci yow dañoo bëggoon nga toog xam naa ne Jibi bëgg na ko maire bëgg na ko waaw di sant nag sëñ Talla Seck Thiénaba Kajoor la jógee di sant sëñ Maxtaar di sant sëñ Baye Diop Seck yaakaar naa 30 ans yi moom ñoo ko bokk mosuñu koo tànn ak Baye Maama doo ngi nii jógee Thiénaba Kajoor doomu sëñ Madi Kër di doomu sëñ bi def sëñ Cheikh Tidiane daa jóg léegi moom sëñ Maam Ale ak sëñ Aada waaye noo ko bokk ñoo leen fi teewal sëñ Alpha Mamadou Ba nga ne vraiment Diallo kee moo doon secrétaire particulier ba Ousmane mooy organiser gàmmu Mbour CLD yaag yëpp moo ko daan jiite moo tax mu xam yoon wa waaw Amath Dia ñu yor kas su côté bi bàyyiwuñ kenn sëñ Cheikh Amadou mu bàyyi Alpha
sëñ Aliou Ndoye ak sunu chef de quartier Dieng Senelec moo compliqué mais sant nañ la baax nag taxawaay yi rafet na mais affaire courant moo compliqué moo tax njàngal mi bari ci sant Babacar Dieng bu baax di sant sëñ Talla ñaanal إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم di la ziar tey amal nañu CRD gàmmu waaw ñu ngi dellu d'abord di sant yàlla di nuyu kilifa dëkk bi muy Serigne Abdourahim di ko ziara comme ni nga ko waxee tey dañu ñëwoon pour organiser CLD mooy réunion bi nga xam ne toujours moom la ñuy njëkk a def pour préparer li nga xam ni moo jëm ci gàmmu Thiénaba réunion boobu nag ñu ànd ci ak chef de service yi nga xam ni ñoom la ñuy liggéeyal fii ànd ci ak monsieur le maire mu nekk ndaje boo xam ni dañoo am habitude comme ni ma ko waxee di ko def chaque année jubluwaay bi mooy seet li nga xam ni dafay aju ci ñoŋal gàmmu gi ñu seet li nga xam ni état bi war na ko cee taxawee ñu jéem ci indi suñu participation pour bis ba bu jotee lépp li nga xam ni moom la kilifa gi am ci yéene ci bis bi mu amee ci anam yi mu ko gën a bëggee loolu moo waraloon daje bi waxtaan nañu def nañu le point de la situation ki nga xam ni moom mooy président comité d'organisation ñu koy wax El Hadji Diop wax nañu fañ toll woon daaw lañ ca def lañ ca jot a def xamoon nañu aussi li nga xam ni moom la ñu soxla pour organisation bu ren bi aw ñàkk ayib jël nañu ay engagement jàpp nañ ni li nga xam ne jël nañ ko ay engagement comme ay engagement état bi incha allah li nga xam ne mooy taxawaayam dina ko jéem a matale di leen xamal rek ni état bi taxaw na comme ni mu taxee woon démb ak parti démb di ko jàppale këru diine yi tey la gën a taxaw encore pour jàppale këru diine yi te li nga xam ni waa Thiénaba soxla nañu ko pour gàmmu gi mucc ayib incha allahu rabbi état di def kéem kattanam ba ni ñu ko bëggee mu demee naka noonu incha allah. waaw xam nga loolu mooy li ñuy wax toujours le suivi dans les décisions de l'administration action administrative toujours dafay am suivi parce que loolu mooy donner un sens à l'action administrative parce que mbir boo ko sumbee da nga koy topp ba ci jeexital ba donc c'est pas la personne intuitive personnelle qui est importante parce que man damay dem kon ñu wax man dañ ma affecté damay dem mais sous-préfet du fi jógee donc ak sous-préfet bu mënti ñëw aussi engagement yi nga xam ne jël nañ ko dañ ko jël au nom de l'État donc sous-préfet bi nga xam ne dafay ñëw engagement yi ñuy jël il va assurer le suivi et du nekk la seule autorité boo xam ne moom mooy assurer le suivi parce que suivi bi aussi moom daf koy assurer sous l'autorité d'un préfet parce que y a un préfet ñun dañuy liggéey on est sous-préfet c'est-à-dire sous le préfet loolu lay tekki sous le préfet ci suufu préfet donc dañuy liggéey jébal préfet liggéey jébal gouverneur donc suivi bi dëgg la fii lay commencer mais dañ koy def ak suñu ay kilifa te comme ni ma ko waxee ci njëlbeen gi mooy jàpp nañ ne li nga xam ne jël nañ ko fi comme ay engagement ñu jël ko ci turu état
incha allah président ci boppam ñëw na ba Thiénaba waxtaan ak kilifa gi am na loo xam ni kenn xaju ci. waaw jërëjëf El Hadj Demba ñi ngi sant yàlla bu baax di nuyu xalifa général Baye Abdourahim Seck di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér mission maamam bii nga xam ni moom la yanu tey yàlla yàlla gën ko cee jàppale di am yaakaar bu baax nag bu ànd ak xel mu dal di nuyu sous-préfet Abdou Assis Diagne xam naa li nu xaw a metti ci moom rek mooy dafay ñëw te yàggu fi xalaat naa ni gàmmu daaw fekk ko fi woon te gàmmu ren du ko fa fekk waaye nag sunu borom mooy doxale noonu kenn ku nekk bu la bindee mission ba mu teg ci sa kaw force nga dox ko di sant El Hadj bi nga xam ne mooy président organisation bi di sant sëñ Ibrahima mi taawu Baye Abdourahim ak i rakkam yépp di sant Baye Assane Seck mi rakkam di sant Baye Ñaaxa waaye di sant képp ko sant Seck waaye nag di beral nuyoo Serigne Jibril Seck mi nga xam ne moo mag ci sëtaat yi Baye Abdou wax ni mooy sama jawriñ ñuy sant yàlla bu baax ci li nga xam ni moom lañ fi wax tey ci lu jëm ci wàllu courant bi xel mën na cee dal ndax engagement yi ñu fi dégg vraiment daawuñ ko fi dégg waaye kenn ku ne xam na ne lu jëm ci wàllu courant li ci président def ci sama commune ndax su ma juumul am naa 38 villages ak 33 hameaux muy 71 villages ci 71 villages yooyu bi ma fiy ñëw 8 villages laa fi fekk ñu am courant juróom-ñetti villages tey maa ngi dese ñaar fukki villages ak juróom-ñett kon defe naa boo ko xaajan ñaari xaaj wala ñetti xaaj ñaari jàll na benn moo ci des te am nañu yaakaar ni ci kàddu Baye Abdou ak yërmandeem ak taxawaay bi mu fi taxaw dëkk yooyu yëpp incha allah bi balaa déwén yëpp dina am courant loolu la ñuy ñaan te moom itam loolu lay sàkku te am naa yaakaar ni président di ko jàppale parce que moo ko waxal boppam moom moo taxaw wax ko ni néewul dinaa jàpp ci gàmm gi da ko ne dinaa la jàppale nag ab joxoñ la bu ànd ki wax kon jàpp nañ ni sunu yaakaar dolliku waat na am nañ yaakaar ni bépp secteur boo xam laal nañ ko tey te mu aman lenn loo xam ne ma xaw naa dang daay tey ren yaakaar naa ni dina sotti parce que yàlla mooy doxale noonu la tax yàlla mooy doxale noonu mooy yàlla da ngay yéene soo ko ànd ci jëf Baye Abdou nag yéene na comme na ko ay magam daa yéene waaye yéeneem tey dafa jéggi dayoo kenn ku ne xam na ni am maire ci ab commune dafa am ay tànk yu muy taxawee tànk yooyu muy taxawee nag bu amul fu mu ko teg la mu bëgg du ko am tey nag yëkkati na suye boo ma ne bu doon mbalaan lal na ko ni ma tegal sa tànk ñu ànd liggéey ak waa dëkk bi kooku nag defe naa Elias li may wax ni Elias xam na ko te it loolu la ñuy ñaan yàlla jàppale nu parce que moom ndaw la loo xam ni Baye Abdou moo ko fi teg man itam ndaw laa loo xam ni Baye Abdou moo fi teg parce que population bi ñoo ko jàppale ba ma nekk fi kon yaakaar naa suñu àndee ak njabootam lépp loo xam ni bëgg nañ ko rek yàlla dina ko antul. ñu gis ne li nga xam moo jëm ci wàllu courant bi xëy na am na ay jafe-jafe ci at yi ñu weesu tey ji sax leeral nañ ci lu bari nan nga fas yéene taxawee ngir loolu nga xam ne ay jafe-jafe ci at yi ci ginnaaw mu nekk luy saafara wu rek. waaw loolu xam nga jafe-jafe balaa mën a saafara da nga koy xam waaye nag jàpp naa ni li doon andi jafe-jafe yi léegi bu fekkee ni def mbir da nga ko doon dégg wala nga di ko séen tey mu dem ba tegu ci say loxo yaakaar naa lu cay jafe-jafe te nga man ko di nga ko def en tout cas nag lépp saafarawu moom du yomb waaye nag am naa yaakaar ne lépp loo xam ñun yëg nañ ko te bokk nañ ca parce que nag doo wax ni buñ ma ci boolee déedéet danga naa maa ko téye di xëcc ñeneen ñu la ci jàppale kon jàpp naa ni incha allah bi li ko xam moo amoon ay jafe-jafe ci wàllu courant bi yëpp incha allah bi dina saafarawu merci. donc ñu ngi leen di sant bu baax ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi jaajëfal préfet ni mu doxalee CLD bi di gërëm monsieur le maire de la commune de Thiénaba monsieur Talla Diagne sëñ Ibrahima Seck mi taw Baye Abdourahim Seck ak waa Cekkeen yëpp gis nga salle bi tey kenn desul tey ci salle bi ñëpp ñoo ñëw ci salle bi chef de service région local yi aussi ñoom ñëpp ku ci nekk teew nga ñu càmbar gàmm gi CLD nag
man moo ne dama naan mooy réunion technique bu ma waxee mooy fi la ñu décidé soo demee CDD ci préfet dañuy rectifier rek jubbanti nga dem ci gouverneur CRD ñu rectifier jubbanti mais nag décision ba ma nga CND ministère de l'intérieur donc fii bu ñu fi départ bi bu baax te départ bi wax dëgg yàlla baax na parce que li gën a am solo muy ñetti points yi gën a am solo ci gàmmu mooy ndox courant ak wér-gu-yaram je crois que boo ñetti points yëpp bi ñu ci eggee dañ cee yàgg moo tax CRD bi yàgg avant loolu sax ñun comité d'organisation tase nañu commission yëpp kër gu mag réunion ku ci nekk ñu càmbar mais bi ñëwee ba ci salle bi aussi gis nañ ni li nga xam ne sàkk woon nañ ko war nañ ko mën a yokkaat moo tax avant PV bi di génn dinañ am yeneen daje yuy daje ak comité d'organisation pour yokk yenn points yi en tout cas li nga xam ne def nañ ko tey daal mooy ñu ngi sant yàlla bu baax parce que préfet mi ngi dem d'accord mais administration continuité la dégg nga kon comme mi ngi dem keneen mi ngi ñëw te préfet bu nee na ku baax la ku yaatu la je crois que dinañ mën a taxaw joxe plan d'action bi parce que lépp luy liggéey dafay am plan d'action parce que li ñu dimbale aussi mooy comité d'organisation Thiénaba dañuy évaluer seen gàmm boo gisee ren gàmm gi CLD bi jafewul dañoo évaluer daaw li nga xam ne am nañ ko ak li ñu war a soxla ren surtout nag ren dafa tombeek nag benn pandémie muy mbas mi waaw mbas mi il faut que ñu taxaw ci taxawaat ci liggéeyaat ci moo tax li ñu laaj ci ay kit d'hygiène li ñu laaj ci ay raxasukaay laaj ko ci masque dafa bëri même gendarme yi yokk nañ masque yi yokk nañ yi ñuy raxasoo saabu yi yëpp yokk nañ ko même sapeur pompier yokk nañ ko donc lépp loo xam ne daal doon nañ ci am fukk daaw ren daañu ne lu toll ci ñaar fukk loolu waxin la donc vraiment loolu aussi pour mën a gérer pandémie ñu ñaan aussi que nag képp ku dégg image bi wala CRD bi ren sëriñ bi lim joxe ci ndigal ànd ko état bi mooy képp kuy ñëw Thiénaba na nga sol masque na nga indi sa masque parce que nag gendarme yi boo gisee dañaan am 90 éléments mais tey ñu laaj 600 éléments c'est parce que dañu bëgg képp koo xam ne takkoo masque tamit gàmm gi moom dana war ne fee ngay gàmmoo mais doo gàmmoo Thiénaba dégg nga donc je crois que loolu daal am na solo boo xam ni vraiment loolu mooy CLD tey bi Alaaji Demba. waaw communication fit na sax parce que njuga mi yore communication bi daf fi nekkul mais yónnee na mu documents yi ba intégré nañ ko ci plan d'action bi je crois que y a problème d'ailleurs directeur général bu Sonatel ñëw na nuyu si Baye Abdou ma tegul fukki fan jox nañ ko dañ tënk kayit boo xam ne lépp lu ñu soxla ci Sonatel danañ ko jox parce que daaw li ñu am daaw mosuñ ko am muy am nañ fukki ordinateur am maison de la presse je crois que dinañ mën a am fukk ak juróom wala ñaar fukki ordinateur ak maison de la presse ak yeneen donc mi ngi ci document bi bu dee ONAS aussi ONAS dafay problème boo xam ni dañ koy régler gouvernance ak CDD parce que camion yiy vidé daaw néew na jours yi néew na lépp néew na donc foofu aussi comme ni ko préfet waxee comme kenn toogalu fi ONAS kenn toogalu fi communication ñooñu dañ leen bàyyi ba CDD ñu wax ak préfet ne ko lii lañ bëgg ci camion gouverneur lii lañ bëgg ministre de l'Intérieur lii lañ bëgg je crois que ren amul ay juróom-benn camion ay juróom non ren fukki camion juróom wala ñaar fukki camion parce que Thiénaba dafa yokku bu dee ONAS communication yi moom ren pandémie ñu bëri duñ gàmmu si moo tax communication bi dañ ko war a renforcer ba ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew wax naa ko directeur général bu Sonatel bu ñu lay devant xalif général bu Thiénaba Ibrahima Seck wax naa ko nee naa ko Sonatel il faut ren ñu yokkat seen jéego parce que dina am ñu bëgg a gàmmu si duñ gàmmu si ñooñu nag fi ñuy gàmmoo mooy ci communication ci net bi ci réseaux sociaux yi ci télé yi kon moo tax ñaari point yooyu tudd ñu leen moo tax parce que amuñu représentant te comme amuñu représentant commission banque fi nag dégg nga mais suñu demee ba CDD ci préfet ak gouverneur ak ministre de l'Intérieur yooyu yëpp nañ ko càmbar ba nga xam ne dañuy am comme document bu complet jërëjëf. Bon, nous rendons grâce à Dieu et nous disons merci à tous et toutes. Nous remercions monsieur le sous-préfet, vraiment, qui a dirigé le CLD dans de très bonnes conditions. Il y avait aussi, on a remarqué la présence des chefs de service qui sont là, mais on a remarqué aussi la famille Sekken qui sont venus de Thiénaba Kajoor, de Mbour, de partout. Mais au niveau de Thiénaba Seck, tous les Sekken étaient présents à ce CLD. C'était un CLD technique, moi je l'appelle comme ça. Pourquoi technique? Parce que on a eu un plan d'action l'année dernière. On l'a évalué. Maintenant, à partir de ce plan d'action qu'on a évalué, on a mis en place un autre plan d'action pour 2020. Et ce plan d'action concernait les 3 points essentiels du GAMO. Parce que quand tu dis rassemblement, tu te bases sur les 3 points essentiels. C'est quoi? C'est la santé, c'est l'électricité, mais aussi c'est l'eau. Donc on a vraiment passé en revue tous ces points, vraiment,
Et les points qu'on n'a pas touchés, c'est parce qu'il n'y a pas eu un représentant au niveau local. Mais nous attendons le CLD, le préfet, le gouverneur et le ministre de l'Intérieur pour pouvoir discuter sur les éventuels points qu'on n'a pas touchés au CLD. Je crois que ça a été un CLD vraiment très élargi. La sécurité, vous voyez, l'année dernière, on avait 90 éléments pour la gendarmerie. Cette année, on a demandé 600 éléments. Pourquoi? Il y a la pandémie de la Covid-19 qui est là, qui nous oblige à respecter les mesures barrières. Et en respectant les mesures barrières, il faut mettre en place un dispositif d'hygiène. D'abord, c'est pour ça qu'on a demandé aux services d'hygiène, aux sapeurs et à la gendarmerie de renforcer leurs éléments. On va mettre en place des milliers de masques pour les pèlerins. On va mettre en place des fontaines de lave-mains, des kits de lave-mains, mais aussi du savon, du gel alcoolique. Mais tout ça là, nous demandons à tous les pèlerins qui viennent à Thiénaba de prendre leurs dispositions, parce que cette année, c'est spécial. On va mettre en place une équipe de gendarmerie, très dire, parce que celui qui ne porte pas de masque ne va pas passer le gamou au niveau de Thiénaba. Ça, c'est quelque chose de strict. Et c'est le calife qui a donné cette instruction en se basant sur les instructions de l'État. Je crois que le gamou, c'est un grand rassemblement. Et quand il parle de rassemblement, et quand il parle de Covid, il faut prendre les dispositions idoines pour vraiment gérer cette situation de pandémie du Covid. Je crois que c'est la discipline. Concernant la presse et l'ONAS, la presse, c'est la communication. Hein. Et dernièrement, ça ne fait pas 10 jours, le directeur général de la Sonia était venu rendre visite au calife. Moi, en tant que coordinateur, je lui ai parlé pour dire que vraiment cette année, il y a un contexte spécial. Donc, l'année dernière, on a eu une maison de presse équipée de 10 ordinateurs. Cette année, on va demander à peu près 15 à 20 ordinateurs plus une maison de presse pour permettre à ces journalistes de bien diffuser largement sur le plan même mondial. Parce que, n'oublie pas, il y a des talibés qui devaient venir passer le gamou à Thiénaba, qui sont en France, peut-être qu'ils sont bloqués, en Allemagne, en Amérique. Et tous ces talibés-là, il faut avoir une bonne communication pour les faire participer à ce gamou. Parce que le talibé de Thiénaba, quand il y a un gamou, vraiment, quand il ne participe pas au gamou, c'est quelque chose, c'est un problème pour lui. Donc on a demandé au docteur général de l'ONCS, de la Sonatel, d'appuyer le calife, et le calife même en personne lui a demandé, c'est mon premier gamou, donc il faut tout faire pour que ça réussisse. Maintenant, s'agissant de l'ONAS, ça aussi, c'est un problème, il n'y avait pas de représentant de l'ONAS au niveau local. Mais au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national, ils vont être là. Thiénaba ne va pas vraiment cette année demander 5-6 camions, non. On aura besoin de 15 à 20 camions parce que il y a une bonne extension de Thiénaba. Thiénaba s'est agrandi. Thiénaba n'est plus un village, c'est une ville. C'est une ville qui est stratégique. C'est une ville d'agglomération. Donc c'est une cité religieuse. Heureusement que l'État a compris cela. Le sous-préfet l'a dit tout à l'heure. Donc vraiment, on va donner plus de camions pour que vraiment toutes ces maisons, toutes ces concessions vont être vidées et vraiment suivies. Et le service d'hygiène va jouer un grand rôle pour la désinfection, pour le suivi, mais aussi l'élevage pour l'abattage des bovins et des ovins. Et il y a d'autres, la gendarmerie, on a demandé 600 personnes. Je l'ai dit tantôt, on demandait 90, on avait 90 personnes l'année dernière, mais cette année on a demandé 600 personnes et 500 barrières, parce que c'est les barrières qui nous permettent vraiment de fluidité la circulation des pèlerins au niveau de Thiénaba. Merci beaucoup. ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal xalifa bi yal na yàlla sàmm ko yàlla dolli ko wér yàlla bàyyi ko ci kanamu njaboot gi CRD bi li ma ci gis sant yàlla bu baax ndax sunu yaakaar dolliku na sunu xel dal na ndax yàlla def na kilifa yi ñi yàlla booleel li commencé ci sous-préfet ba adjoint dem préfet ba gouverneur ba président de la république ministre de l'intérieur ñoom ñëpp ñu am bëgg-bëgg ci Thiénaba am yéene ci sëriñ bi di ñaan yàlla àggalee leen yéene yooyu di sant monsieur le maire ci yéeneem ak ci taxawaayam ñoo ngi koy sant bu baax di sant coordinateur El Hadj Diop ak ñi mu àndal ñëpp ci seen taxawaay ba ñoo dalal sunu xel bi ñu ñëwee ci réunion bi daal sunu xel dal na beneen bi ñuy sant ñi nga xam ne ñoom lañ ko bokk muy famille maam Ahmadou Ndak ñëpp kenn ku ne am nga ci yéene am ci ak defar daal di ñëw ba nga xam ne saal bi boo ko xoolee sax sa yaram day daw saal bi fees dell ndax ñi ñëw ñëpp mooy ñi ko moom loolu moom sedd na sama xol lool. gàmm gi nag yàlla def na muy première gàmmu Baye Serigne Abdourahim ci xilaafa gi yàlla na yàlla def ko muy gàmm gu jaar yoon
jàmm gu jub gàmm goo nga xam ne nii ñëpp dinañ ne ah gi gàmm ne mus fi am ci xeewal ak teraanga ak ci gàmm ko ba ñu yëg ni daal guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amul moroom waaw yàlla defal ñu wér defal ko wér ba ñun ñii di njaboot di dem ak a ñëw yal na yàlla dolli ñu kartan ba nga xam ne lu sëriñ bi bëgg ñu man ca wala ñu taxaw ci benn taxawaay bi kooku moom ñoo ngi koy ñaan yàlla di ñaan feebar bii yàlla na sa borom ba jeexal ko yàlla defee ñu gàmmu ba pare yàlla bu mu amati benn cas ci waxuma la Sénégal waxuma la Thiénaba ci àdduna bépp waaw guddi yonente bi daal yàlla nay jeexay feebar bépp yàlla mën na ko yàlla nañ ko defal ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom kenn melul ni moom comme nag moom guddi gi ñu koy defal kon li ñu soxla lépp nañ ko ñaan ci barkeem yàlla dinañu ko may incha allah waaw ñoo ngi sant tamit presse bi yëpp gindiku El Hadj Demba ak rajo Ngunjaan ak gindiku ak Alpha Sarr Thiénaba TV ñoo ngi leen di sant waaw ak Ismaïla bu gindiku ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant ci seen taxawaay communication bi daa xawoon a def waaye ñoom dañ cee bokk ba nga xam ne biñ ci bokkee biñ leen woowee kenn ku ne da caa sawar ñëw wane ca pës-pës ak yéeneem kon ñoo ngi leen di sant di leen ñaanal waaw yal na yàlla jàppale leen ba ñoom it ñu àgg fa nga xam ni foofu rajo àgg ci àdduna bi yàlla nañ fa àgg bu dee télé it yàlla nañ fa àgg ñoom it yàlla mën na ko yàlla na leen ko defal jërëjëf. mbokk Thiénaba TV mi ngi jaar ci YouTube nag day kër goo xam ni dalloo na télévision yu bari waaye télévision ba ëpp fayda mooy ba ëpp ñu ko seetaan ba ëpp ñu ko abonné ba ëpp ñu cay commentaire kon mbokk yow mi seetaan ba pare aboneel ngir dolli ñu chance ñu gën a jëm ca kanam bësal cloche bi dara bañ laa raw waaye commentéeral ngir mbir mi gën a am fayda